acca jërë ngeen jëf mbokk internetu Dakar mbokk internetu Yoff TV ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci bàyyi xel bi nous voici encore de retour encore une fois de plus dans Yoff TV chers internautes et puis chers téléspectateurs yi nga xam ne saa su nekk dañu bàyyi xel voici encore de retour dans Yoff TV si seen émission boobu di Weekend Plus nekk la seule émission bi leen di permettre ñu décortiquer lépp li nga xam ne dafa weesoo ci wàllu actualité xool nes dañ ci waxtaanee parce que on a sujet nécessaire que ci semaine bi peut-être certains duñu am temps wu suivre li nga xam ne moo di actualité on a sujet nécessaire ci semaine ci samedi ñu indi leen li nga xam ne moo gën a fës ci wàllum actualité ma ci ànd ak sama journaliste en même temps nekk chroniqueur nekk Mouhamed Mbaye Garmi ça fait presque un mois loolu teg gisantuñ ma nag moom namoon naa ko trop Mouhamed maa ngi laa nuyu. jaajëf Niass maa ngi lay fay. exactly mat na weer ba ñu gëj a gisante. namu naa la aussi Weekend Plus di émission boo xam ne dafa bokk ci émission phare yi fii ci biir kër gi. téléspectateurs yi namoon nañ ko di leen sax nuyuwaale di leen wax ni Weekend Plus ñëwaat na comme niñ ko daa defee rek waxtaanee fi actualité indi si suñu ay jàngat ngir rek mu ñeel ñi nga xam ne rek ñoo ñuy seetaan. mais en temps si xaw a leer xaw a sañse xam nga def classe. waaw man nii laa mos a mel n'est-ce pas el tooñ. voilà kooku sama jumeau la Mouhamed Mbaye Garmi may faral daan nag moom tous les samedis sur Yoff TV ñu fas yéene waxtaanee lépp li nga xam ne moo gën a fës ci wàllum actualité fépp fu ngeen mën a nekk ak képp mën a doon jàppale ne ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen di gërëm ci confiance bi il y a beaucoup de gens qui nous ont appelé pour nous dire que fan la Weekend Plus toll kon ça veut dire que ñoom ñu ngi bàyyi xel li nga xam ne moo di ñu ngi koy waxtaanee fii ci plateau Weekend Plus et puis merci beaucoup ci encouragement yi. Merci beaucoup également ci conseil merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour Yoff TV et puis on est fiers et puis ñun dinañ def lu ñu mën pour que di leen indil émission yoo xam ne dina nekk au top di nuyu gars yi nga xam ne tey la samedi nag peut-être am na ñoo xam ne actuellement ñu ngi grasse matinée ñu ngi tëdd am na ñoo xam ne également suñu mbokku séeréer yi ñoom jënd nañu mburu ak macaroné parce que ñoom déjà loolu lañ gën a bëgg quoi séeréer moom mburu ak macaroné rek mais ça c'est que tout simplement lépp lu ci mënta am rek ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci confiance bi ak bàyyi xel bi nga xam ne yéen a ngi koy bàyyi xel peut-être rek Mouhamed pour commencer un peu actualité yi nga xam ne moo gën a marquant dañuy commencer ak l'anniversaire je dirais l'ex-président kooku di maître Abdoulaye Wade tey mu am li nga xam ne moo di 95 ans si je ne me trompe pas peut-être rek ma bàyyi la un peu de témoignage. voilà di ko wax rek comme ni ñu ko baaxoo di waxee fii suñu réew bu nit amee anniversaire am li nga xam ne moo di at bu bees dolleeku ci ay atam dañu koy ñaanal wax ko souhaité ko joyeux anniversaire ñaanal ko yàlla defalal ko jàmm lépp luy ay mbébitam ndax nit moom fekk demul ba génn rek àdduna wala ba noppalu ko rek ay mbébitam du jeex day wéy di am ay mbébét moo xam ndaw bi la moo xam mag mi la ku ci nekk da ngay am mbébét ba keroog yàlla di def li gën moom nag mu doonoon koo xam ne dafa yàgg xeexal Sénégal ci ba muy nekk opposant ba nu mu ñëwee ci pouvoir donc da ngay gis ne dafa nekk benn mën naa wax benn légende boo xam ne ci politique def na ci lu rëy ci Sénégal ci wàllu démocratie xeex na ci lu bari boo xoolee Sénégal bu ñu dem ba am fi benn démocratie benn liberté d'opinion bu yaatu boo xam ne kenn ku ci nekk ci sénégalais yi daa am benn habitude di wax xalaatam ci politique ndax bu njëkk ba ñu bari sax duñu am li nga xam ne moo di yitte gi di wax ci wàllu politique wala yu ni mel ndax dañuy defe ni politique boo waxee mën nañ la jàpp mën nañ la def lii ndax booba xëy na liberté d'opinion mënuma wax ne amu fi woon waaye ni ko président Wade jëmmalee ba ku ci bari ñu ci bari gis seen bopp amu fi woon donc loolu dafa di loo xam ne te dañu koy fàttali ndax boo xoolee ba mu koy def xëy na xamul woon ne bés dina ñëw mu wàcc ndax dina xam ne lii dina am ab waaye du lu muy préparé ndax njiiti réew yi boo nekkee ci yenn jumtukaay yoo xam ne mooy jumtukaay yu luxe yi yow la ñuy xaar doo xaar kenn yow yaay diriger lépp loo wax waaw rek waaw la loo wax déedéet la donc bu boobaa doo préparer sax ginnaaw loolu waaye amaana moom ba muy liggéey am na ndax moom visionnaire la day gis lu sori ndax boo xoolee ci ba mu nekkee opposition yu mu daan def bu élection jeexee day tàllal loxo état bi boo xoolee digganteem ak Abdou Diouf dem nañ ba élection jeex mu ñu collaborer liggéey waaye ba li nga xam ne moo di élection ñëwaate daf ko fa ne ñukk dem continuer li nga xam ne rek mooy liggéeyam pour wax la rek visionnaire la woon boo xam ne lépp loo xam ne dina
taaral Sénégal dina jëmal Sénégal kanam moom doo ko ci jiitu da ciy nekk te it ku amoon xam-xam la ku bari xam-xam la ci wàllu wi muy politique bu muy séq waaye ci wàllu droit it ku am xam-xam la ndax boo xoolee bari na livre am na livre yoo xam ne moom ci jëm boppam bind na ko boo ko liiree da ngay xam ne lii ku dul borom xam-xam mënu ko ak yeneen yoo xam ne jëf na ko ndax bu ñu fi doon waxtaanee moom rek émission la moom rek parcours am jaar-jaaram dafa riche te fu ci nekk rek ba mu demee bàyyi na fa trace donc di ko ñaanal rek jàmm di ko ñaanal salaam yàlla may ko xéwal gën a yokk fan wi ba nu koy gën di fàttaliku ci jàmm di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal salaam loolu mooy kàddu Mouhamed Mbaye Garmi di ko souhaité happy birthday kooku suñu papa suñu maam di maître Abdoulaye Wade nekk troisième président également de la République du Sénégal nekk également ñu doon ko wooyee Njomboor avec toutes les réalisations yi nga xam ne jot na ko amal ci suñu réew mi la di Sénégal di ko souhaité rek happy birthday yàlla bàyyi ko ci kanam a kanam parce que je dirais icône la je dirais également monument la pour Afrique parce que tey ni ñu jaamoo ku mel ni Nelson Mandela je pense que war nañ ko mën a jaamoo parce que il a fait beaucoup de réalisations il a beaucoup investi nga xam ne nii moo di Sénégal donc il a du mérite et je pense que tey anniversaire am bi dinañ koy ñaan di ko fêter ay ati et puis c'est indi icône boo xam ne peut-être mën nañ ci jàng comme ni ko Mouhamed Mbaye waxee donc dañ koy souhaiter rek li nga xam ne moo di happy birthday peut-être loolu rek dañ doon ko ubbee pour xam ne souhaiter happy birthday ki nga xam ne mooy l'ex-président de la République di maître Abdoulaye Wade mais xam naa peut-être actualité Mouhamed li ci nekkoon bëri na mais dina jéem a rek xool certains yoo xam ne dinañ ko ci waxtaanee lu ci mel ni guerre lu ci mel ni problème Palestine Israël gis nañ manifestation bi nga xam ne amoon na foofu ni place de la nation problème également homosexualité gis nañ également rupture bi nga xam ne wala ampleur bi nga xam ne commencé na ko jël lu mel ni également ci élection locale yi nga xam ne jàpp nañ ko le 23 juin dinañu ci ñëw ak éventuellement sortie hélas maître El Hadji Diouf bi nga xam ne def na ko démb bi nga xam ne ça a défrayé un peu la chronique ba jusqu'à aujourd'hui gars yi ngi commenté ci discours bi ak nu mu ko defee et tout donc jàppale na tey Weekend Plus dañuy waxtaane lu bëri ci actualité yi nga xam ne jot nañu dab ci actualité yi nga xam ne également jot na fi passé pour que suñu mbokku internautes yi suñu mbokku téléspectateurs Yoff TV mën a xam li nga xam ne mooy xew ci réew peut-être Mouhamed dañuy ñëw ci benn problème boo xam ne gis nañ un jour ci jouru Korité bi même avant lay gis ay nit yoo xam ne ñu fekk ay jullit yu julli ñu leen di dóor di leen di méttital di dóor ay grenades lacrymogènes mu nekk guerre boo xam ne nee nañ diire nañ 73 ans mu nekk loo xam ne ça a pas commencé aujourd'hui mu nekk la guerre israélo-palestinienne tey yow naka nga ñu mën a jàngatee problème bi nga xam ne am na ci ñàkk booloo jullit yi également naka nga ñu ko mën a jàngatalee moom it. waaw xam nga yonent bi waxoon na ko bés dina ñëw ngeen bari loolu waaye doo leen am njariñ bés dina ñëw ngeen bari loolu waaye doo leen am njariñ mooy lu xew léegi jullit yi bu ñu demee ba ne presque àgg nañ 2 milliards ci àdduna bi nu gis ci benn réew boo xam ne matul sax ma wax rek juróom fukki millions yu matu ko di noot ay jullit ndax affaire bi maanaam li ñuy wax bodde la ndax lu mënti xew ndax boo xoolee problème bi dafa meloon ni problème boo xoolee dafa mel ni ab locataire bu ñëw ñu luwee ko kër mu nekk ci biir kër gi di dem ba ci kanam moom ci jëm boppam mu bëgg a foqati kër gi wax la yow mi nga xam ne yaa moom kër gi léegi da ngay am benn salon bu ndaw foofu rek léegi li ci des yëpp ñun noo koy moom loolu moo xew fi nga xam ne moo di Palestine te boo xoolee Palestine du dëkk bu ndaw ci wàllu jullit yi ndax Palestine boo xoolee sallallahu alayhi wasallam ba muy dem ràññaani ci ñi seen xam-xam màcc ci wàllu diine jaar na fa te boo xoolee moo nekk suñu troisième foo xam ne bu ñu julli fa la ñuy jublu donc kon du dëkk bu ndaw wala réew mu ndaw ci wàllu l'islam et donc lu mën ci xew ana réew yi gën a mag ci wàllu l'islam ana réew yooyu yu ci demee ni Arabie Saoudite seen taxawaay ci lan la gisuñu ko même Sénégal bu ñu nekk nii seen taxawaayu bu may wax taxawaayu Sénégal waxuma rek population bi génn nañ dem nañ def manifestation seen doole fa la yem te yonent bi noonu la ko santaane bu mbir xewee noo ci mën a xeexee ko ci bu fekkee ca kàddu la ca doole la jëfeel noonu Sénégalais yi askan wi xëy na fa lañ toll ñoom génn dem naqarlu ko état bi lan la ci def lan mooy taxawaayam
ak yeneen i organisation yoo xam ne day organisation yoo xam ne day wax ci wàllu l'islam wala day daf fi nekkal l'islam ana seen taxawaay ci mbir mi ndax xeex bi dafa yàgg lu diire ay juróom-ñaar fukki at ak lu teg 73 ans donc yooyu nekkul lu kii lu bees lu yàgg la donc ban taxawaay la ci l'islam bi am jullit yi ban taxawaay lañ ci am ngir dem ba ndaxte jullit ak moroomu jullitam li ci l'islam santaane mooy jàppalante mooy dimbalante ci moment yëpp surtout nag ci moment yi nga xam ne dafa nekk moment yu difficile pour peuple Palestine bi nga xam ne ñu ngi subir yoo xam ne ay notel la te looloo gën a bon et que ñoom nag ñoo ngi résister kenn xaaruñ ci kenn ku leen ci fekk ñoom ñi ngi xeex bi ndax yàgg nañ koo xeex te boo xoolee dafa am loo xam ne Israël war nañ ci tirer leçon mooy réew moo xam ne man maa ëpp doole ndax boo xoolee Israël moo ëpp doole Palestine ci wàllu ngàndaay ak ci wàllu ñi leen di jàppale mais 73 ans yaa ngi heurtal yaa ngi noot waaye ba tey mënoo am ndam est-ce que ñoom tirer nañ leçon ci loolu ne dafa am ku nekk ci ginnaaw ñooñu te loolu du kenn ku dul buur bi waaye boo gisee loolu yàlla léeg-léeg ci biir natt yu mu lay teg dalay seetaan ndax di nattaale jullit yi fi ne ndax lii problème la boo xam ne jullit yi mënoon nañ koo régler ci ay simili yu néew ndax lu tax tey jii imaginel nga laawoon fi leneen ndax ñu ngi xeexal ay am na mbootaay yu ñàkk solo yoo xam ne ñu ngi fi di défendre ay causes yu ñàkk solo Charlie Hebdo ma koy cité Charlie Hebdo mi ngi noonu suñu président demoon na président africain yu bari demoon nañ di naqarlu di ñaawlu lool te lan moo waraloon lool nu bari président yu bari bañ demee seen askan jéppi nañ leen ba ci suñu président Sall bi ba mu demee gis ngeen ko sénégalais yi doon critiquer ci réseaux sociaux yi ba ñenn sax ci kilifa diine yi ñaawlu nañ sax dem gi mu demoon léegi lu tee ñoom du ma wax rek xam nga lii problème bi problème mu Palestine la fa la xewee waaye problème mu jullit yëpp la donc du ma ñëw rek critiquer ne président Sall mais président yëpp laay wax ci Afrique président yi nga xam ne ay jullit lañu et moo tax boo xoolee ki nga xam ne mooy Erdogan dañ koy féliciter ci taxawaay bi mu am ndax moom wane na ni jullit la wane na tamit position am fësal na ko te ragalu ci dara te ñu bari xëy na am na luñ ci daw ci wàllu xëy na jëflante gi ñuy jëflante ak Israël ci wàllu diplomatie gi mais dafa am fu ñu toll foo xam ne ci wàllu ci mbir bu am na fu muy toll affaire diplomatie jarul ci xool ndax Israël xool na lool kon yow nga déggal ma kon ñuy wax naan wàllum diplomatie entre état dañ moo tax ñu respecté moo tax président waxul yow respecté waxuloo ànduloo ci loolu président jullit la njëkk a doon avant muy doon président léegi ay moromu jullitam la ñuy noot ci loo xam ne du dëgg du yoon donc foofu li nga xam ne mooy posture président bi loolu da nga koy teg fële en tant que jullit bi nga doon da nga ciy wax mais bu fekkee ci wàllu diplomatie la président Sall di doxee ci loolu ba nan la ci doxee xëy na ci suuf la lu ñu yëgul mais nee na ministre des affaires étrangères dal na ci àddu ok mais nan la ci àddoo àddu bi du rek bind communiqué nangam non da ngay toog nga def communiqué boo xam ne da ngay dàq ñaawlu la yi xew foofu ñaawlu ko ci noo ko mën a ñaawlu lépp loo mën a wax ba ñaawlu ko rek nga ñaawlu ko noonu ngay ñaawloo mbir moom ndax lii du mbiru ñaari dëkk yoo xam ne dañu am problème ci wàllu politique koo xam ne la bokku leen pas-pas di ñëw di la xeex ci foo xam ne ñoom xam nañ ne foofu yow yaa ko moom adduna bi xam nañ loolu ndax boo liiree problème bi nu mu ñëwee yëpp da ngay xam ne que Israël nekkul ci dëgg benn yoon te du mos a nekk ci dëgg waaye boo gisee ñu am doole ba tey ba boo xoolee ba tey ñoo jekku mooy gis nga ay kii yu bari yoo xam ne yàq nañ ko fa ay immeuble yu bari yàq nañ fa ay barab yu bari Gaza ak yu nu mel lu ko sabab mooy am na ñu leen di jàppale mais waaye Palestine ñoom kese la ak yàlla. est-ce que jàppaloo ne tey yàlla mémise des États-Unis parce que ñu bëri ñu ngi koy cité gis nañ taxawaayu organisation des Nations Unies te boo waxee tey organisation des Nations Unies Amérique ak France bokk na ci li ñuy participer lu bëri ci ay fonds. waaw mais Israël xam nañ parce que boo xoolee Joe Biden di président bu États-Unis lan la wax. cessez-le-feu. nee na Israël am nañ droit pour protéger seen bopp maanaam pour protéger seen bopp. am nañ droit défendre seen bopp. moom loolu la wax ci mbir mi. mais ban droit lañ am di défendre lan la ñuy défendre. loolu tamit benn question la bu ñu war a posé waat. te moom moo ko moom. lan la Israël di défendre.
ban cause boo xam ne am na ndax Palestine ñoo dem songu Israël wala Israël ñoo dem songu Palestine lan moo tax Israël songu Palestine loolu moom loolu la war a xam loolu la war a gëstu balaay toog di commentaire ngir wax la rek ni dafa am ñoo xam ne dañ am agenda boo xam ne néewal doole l'islam la xeex l'islam la ndax l'islam dafa bokk ci diine bi gën a màgg ci àdduna bi te gis nañ ne màggaay bu gaaw boobu macha allah du leen arrangé ndax l'islam dafa am ay textes yoo xam ne moo am te textes yi gëm la appliqué la te boo xasee ba gëm yooyu am na benn agenda bu mag xam naa dinañ ñëw ci biir loolu bu gaa yi di mëne ñoom ñëpp ci ànd ñëpp ñu contre l'islam rek ànd nañ ci boobu képp koo xam ne mi ngi xeex l'islam ànd nga ci agenda wu léegi nag ngir seen agenda bi ñu am noonu ngir seen projet yooyu seen mbébét yooyu mu dox faaw l'islam néew doole ndax fekk l'islam mi ngi am doole loolu du dox donc moo tax ñoom ñëpp ñu mànkoo di dooleel Israël bu ñu koy dooleel ci wàllu arme ñu ngi koy dooleel bu ñu koy dooleel ci wàllu di bind di moralement ñu ngi koy jàppale mais man toor bi ñëpp damay wax ne Arabie Saoudite lan lay xoolee lan lay xaar ndax nag bu ñu demee ba Arabie Saoudite pourtant dégguñu ko ci problème bi moom du ci wax te Arabie Saoudite bu ñu demee ba mel nu mel nii du ñoom du buur bi yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam moo tax te yonent bi Arabie Saoudite moomuñu ko yonent bi képp kuy julli rek am nga ci wàll léegi bu li xewee Arabie Saoudite en tant que buur bi fa nekk laay wax sax ndax buur bi moom moo mën a wax buur bi buy jëflanteeg bu demee nag bay jëflanteeg mbiru àdduna jiital buur bi ba muy jëflanteeg ay États-Unis di jëflanteeg yeneen réew yi nga xam ne bokkul ak pas-pas ak ñoom et que di si sóoraale ay diplomatie fan lañ jëm ñun te boo xoolee Makka mooy suñu référence ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa la tëdd ci wàllu diine Makka la ñuy déglu Makka mooy joxe ndigal mais nag bu ñu demee ba léegi Makka ci jëm boppam ña fa nekk njiit dem bay politiser affaire yi loolu saay yéeme na waaye li ma ciy wax rek di ko tëjee mooy di naxarul la xew Palestine naxarlu ko et que di ñaawlu yi tekkaaral gi jullit yi def faaw ñuy booloo tey di gëm combat yi maanaam bu ñu toog fii rek di politiser affaire yi ndax am na opposants yu toog fii ñoom lan lañ def bu ñu toog rek ne président Sall moo war a def wala moo war a wax kon daal ñëpp lañ ci waroon dégg. ñëpp la. mais manifestation bi ndax nga koy qualifier bu amoon place de la nation. manifestation boobu lan moo tax mu am. manifestation boobu lan moo tax mu am. xam nga tamit Sénégal dafa am mbir yu am. lu xew rek ñu politiser ko. am na ñu dem ci manifestation bi gëmuñu sax lan moo leen fa yóbbuwoon mais ñi ngi bëgg a wane ni président Sall ñëwul doyadal na seen li nga xam ne moo di seen manifestation. mais gis naa fi opposition tel gis naa fi diw ak surtout ci élection locale yu ñu jëm di politiser mbir mi. yàlla xam na lépp. donc li ma ci wax rek mooy ñaaw na tekkaaral gi jullit yi def. rawatina ak Arabie Saoudite te di ñaan jàmm dellu si waat fa nga xam ne moo di. mais est-ce que Mohamed am nga la certitude wala yow est-ce que gëm nga ne jullit yi dinañ mos a booloo. non ni ma gisee muy demee nii moom gëmuma ko. ni ma gisee mbir yi di demee gëmuma ko et que xanaa di rafet njortu ne bés dina ñëw xel yëpp changé. xol yëpp soppeeku. ñu booloo di mën a xeexandoo. di mën a di gañandoo. di leen di fàttali que yéen a ngi seen émission Weekend Plus nekk la seule émission bi leen di permettre ñu décortiquer li nga xam ne moo gën a fës ci wàllum actualité ci semaine bi ñu di koy indi tous les samedis de 10h à 12h sur Yoff TV peut-être tout à l'heure si sa wax yaa ngi koy xaw a introduire mu nekk peut-être benn mondialisation boo xam ne ñu ngi ci toll ci benn daganal li nga xam ne moo di wàllum góor jigéen ñu gis rassemblement bi nga xam ne am na foofu noonu ci place de la nation gis également le mouvement Nitu Dëgg ak d'autres collectifs yoo xam ne ànd nañ ci daal di ko organiser déjà yow waxu góor jigéen yi ça fait un bout de temps ñu ngi koy waxal fii gisoon nañ Kaolack des góor jigéen yoo xam ne en pleine Gamou ñu jàpp leen foofu mais mujjul fenn tey boo demee également si suñu wàllum code pénal on vous dit que ki nga xam ne mu ngi def wàllum góor jigéen bu ñu ko jàppee dañ koy chef d'inculpation bi mooy acte contre nature donc booy xool même suñu code pénal prévoir li nga xam ne moo di wàllum góor jigéen yow tey problème góor jigéen bi ak coow bi nga xam ne jël na ko ak démb épreuve yi nga xam ne ñu ngi wax ne sax ci wàllum góor jigéen la foofu noonu ci EA Rufisque yow naka nga ko gisee Mohamed. waaw xam nga mbirum góor jigéen mbir la moo xam ne amul woon sax benn diine bu ko nangu amul sax benn diine bu ko nangu. muy diine muy l'islam muy diine chrétienne
ak yeneen yi nga xam ne am na luñ gëm dañuy bañ lool ak nit koo xam ne sax gëmoo dara waaye am yor xel mu sell da ngay dàq li nga xam ne mu di ngóor jigéen ndax du waxuma waxi lislaam sax waaye sax xel mu sell mais yàgg na ci lislaam aussi. non am lan la waxuma la yàgg na ci lislaam li ma lay wax mooy waxuma la ne musul am dama ni la lu ñu nanguwul la moo tax waxuma la yàgg na fekk yàggu fi dama ni la nanguwuñu ko bari na lu ñu fi bañ tam mu ngi fi donc man bañ gi ñu ko bañ foofu laay waxee waxuma nag yàgg na fekk yàggu fi li ci am solo mooy l'islam bañ na ko yeneen diine yi nga xam ne xam naa maa ngi gëstu si seen mbir dañ koo bañ amul ñu ko nangu léegi nag lan moo waral tey jii ñu toog rek ba yegg si fii mbir mi nag am na fu mu tàmbalee muri fi ñu yegg si nii nag xëy na lu ñu doon néewal doole la lu ñu doon soofantal ndax xeex bi jàpp naa ne bañ ko waroon tàmbalee xeex dafa yàgg bu ñu ko defoon fi ñu yegg si nii tey du ñu fi yegg si ndax dem nañ ba léegi ñoom am nañ yaakaar ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu woowu am nañ yaakaar ne bu ñu gën a góorgóorlu rek liñ bëgg dina am ci ginnaaw amuñ woon doole comme noonu tey jii nag am na doole nga bëgg ko nga bañ ko ngóor jigéen am nañ ay lobby yu mag bokk nañ ci lobby yu mag ci àdduna bi te bokk nañ ci pouvoir yi gën a mag ci àdduna bi ñoo xam ne ay góor jigéen dañ fa am kàddu boo demee États-Unis boo demee France yeneen réew yu bari ci réew mi ci àdduna bi boo xoolee États-Unis Barack Obama ba muy ñëw Sénégal fii li ko fi andi woon bokk na ci wàllu góor jigéen mais ñëwul fi woon rek ndax dafa bëggoon a ñëw amul woon choix faa mu def ko ndax am na ñu nekk ci ginnaawam ñoo xam ne ñoom ñooy bokk nañ ci njiit yi ñoo ko proposé ne ko Sénégal bokk na ci réew mi nga xam ne nanguwul li nga xam ne moo di ngóor jigéen ndax réunion bi njëkk a wax ci wàllu ngóor jigéen Sénégal dafa bañ Sénégal li mu waxoon dafa leer mooy ñun dañ am luñ gëm dañ am fuñ jóge dañ am démb dañ am histoire suñu histoire méngoowul nag di bokk ci ay lobby ay ngóor jigéen ay yu kenn xamul yooyu duñ ko def donc bi ñu defee loolu gars yi ne waaw gars yi ci leen defaat seen réunion ngir rek spécialement pare ñëwaat Sénégal xool ni ñuy def ba Sénégal bokk ci ndax gis nañ ne Sénégal am na fi. pourquoi ñu ciblé Sénégal Mohamed. non loolu nag mooy question bu ñëpp war a laaj. lu tax Sénégal. moo tax Sénégal ci jëm boppam war a def tout ba ngóor jigéen du fi am. ñëpp bokk ci xeex te heureusement sëriñ si teel nañoo comprendre xeex bi ànd leen ci. ndax am na pétition boo xam ne man signé naa ko gis naa ci keroog manifestation demoon naa signé naa ko gis naa ci signature sëriñ Mountakha xalif général bu Mouride gis naa ci signature sëñ Babacar Sy Mansour xalif général des Tidianes donc yooyu daf lay jox tamit. mais ñu bokk ci état bi signé wuñ. daf lay jox yaakaar non man ñooñu waxuma ak ñoom loolu liñ gëm ñoom la seen affaire la. est-ce que ñoom jàppaloon na ñoom ñoo war a doon jeexal li nga xam ne moo di problème bi. état bi doo ko mën a blâmer li mu war a def na ko état bi fii joxe na réponse boo xam ne réponse diplomatie la. pare Sénégal pareegu ci donc fekk maa ngi président Omar Gueye ki yor kàddu nguur gi. lan la wax président Sall kenn mënu koo ërtal ba mu dellu ginnaaw ci taxawaayam ci ngóor jigéen. ngóor jigéen du mos a am Sénégal fekk ñoom ñu ngi yor nguur gi. donc loolu tamit gis nga nit ñi faaw ñuy tamit am benn objectivité ci seen i kàddu ci seen i gis-gis mooy boo waxee ne président Sall lii la war a def lii taxawaay bi la war a am wala lii la am mu dénk nit kàddoom koo génn ne président Sall nee na lii ak lii ak lii ak lii fekk mi ngi fi man lii ak lii saa gëmal loolu doyloo ko ba gis leneen waaye topp ci ay non dafa war a waxee nii dafa déedéet nit ki mënoo ko wax loolu mu bëggul wax. mais dégg nañ waa Jamra dal di afficher concrètement que ne am na ay góor am na ay ñu fi jox ay licence yoo xam ne ay góor jigéen lañu est-ce que quelque part également état waru mun a indi ay leeral. Jamra moom it na indi ay leeral ci loolu. ñaari mbir la état na indi leeral parce que dañ koo tudd ci dara mais Jamra it na indi leeral wane ay licence yoo xam ne moom gis na ko. donc doo wax rek ne gis nañ fi ay licence am na mbir doxewul noonu. même àttekat yi sax duñu àttee ci ay dégg naa am na nii rek ñu ne waa ok kon dëgg la àtte nañ condamné nañ tëj na non loolu du demee noonu Jamra bu indee tuuma moom mooy indi ay preuve am kiñ tuumaal moom it indi ay preuve am yuy weddi donc mbir noonu lay doxee mais nekkul ne diw nee na nii diw nee naa rek après gëm nañ ko mais loolu yëpp taxul ba tey cause bi yëpp man li may défendre man ngóor jigéen man en tant que Mouhamed Mbaye man duma ko mës a nangu man bëgguma ko mënuma ci dara nag maanaam mënuma ci dara mooy
du ma mën a wax ne du fi am ndax du ma président fañ koy daganalee du ma fa nekk li ma mën nag mooy ba manifestation amee dem naa ñaxtu ba signé pétition jotee signé naa et dinaa koy wéy di ko xeex ci li ma mën di ci bind fu ma gisee muy am ma dénoncé ko loolu mën naa ko mais nag li ma bëgg a xam ñi nga xam ne ñoo bokk ci xeex bi nañ gëm tamit ne président Sall am na taxawaay bu mu ci def président Obama ñëw na fi Sénégal ñu ñoo wax ne pays de la Teranga la gan lañ amoon gan gu màgg ndax président américain li muy dem ci réew Afrique yi bariwul yu néew la réew yi mu dem ci Afrique yu néew la Sénégal am sens bokku ci recevoir président bu mel ni Barack Obama mu ñëw biir Sénégal gan gu rëy la donc gan da nga koy teral Sénégal dañu wax ne dëkku teranga la donc ba mu ñëwee président Sall teral na ko mais ba ñu génnee président Sall li mu wax mooy réponse boobu da nga koy jàppee réponse diplomate la tontu na ko nee na ko Sénégal noppeegul ci wàllum ngóor jigéen kon ça veut dire bu noppee def ko mais noppeegul ci wàllum ngóor jigéen donc loolu bul gisee li président Sall bul jiital sa xel rek ne waaw noppeegul day kuy waat mooy nee na pareegul kon kay saa bu paree Sénégal pareegul pour def Sénégal du mos a pare Sénégal du mos a pare et puis ba président Obama jàlle gis ngeen Macron non pas Macron maa ngi ci réponse yi nga xam ne nguur Macky Sall andi na ko ci wàllu góor jigéen ba loolu jàlle gis ngeen lan la ñu waxaat fekk ñoom ñu ngi yore nguur gi wàllum góor jigéen moom du fi amee donc xamul bu fi génnee ki fi ñëw nangama nangam yooyu loolu moom xamu ko waaye fekk moom mu ngi ko yor donc nañ ko bàyyi ba moom lam yor bu demee nag ba ñu gis ci moom ndax nit bu ko condamné si njortu naa foog naa déedéet loolu boo ci xasee nit wala nga ci tuumaal ci nit yaa ngi tooñ te booy xeex dara àndul ak tooñ xeex àndul ak tooñ booy xeex dara da ngay fexe di nekk ci yoon bu jub ngir li ngay xeex nga mën cee am ndam su ko defee ñi nga xam ne sax gëmuñu woon xeex bi mën nañu ànd ceeg yow sóoboog yow ci xeex bi xeexandoo ko ak yow loolu mooy li am solo Omar Gueye barki démb indiwaat na leeral ginnaaw manifestation yi nee na ñoom kenn du mës a gis ci benn yoon boo xam ne ñoom dinañ daganal ngóor jigéen ci seen nguur. mais xam nga Mohamed dafa am luy xaw a teew xelu Sénégal yi pourquoi parce que tey boo demee ci per bi ñu naan la genre te Sénégal fii góor lañ xam wala jigéen féminin wala masculin donc tey loolu naka nga koy expliquer ak sujet bi nga xam ne démb gis nañ ko ñu jox ko ay élèves yoo xam ne ñu ngi doon def li nga xam ne moo di peut-être préparation li nga xam ne moo di bac blanc bi. waaw loolu maanaam xeexu ngóor jigéen secteur boo dem ku ci nekk daf ci am pàcc. boo demee secteur ministère bi yor wàllu njàng mi ministère de la santé ministère yëpp dañ ci am wàll maanaam ku ci nekk war nga fexe surtout nag ci fi ñuy jàngalee xale yi loolu moom bu amee du lu ma gis mënuma ko fi seddal waaye bu amee comme non amul nga boo wax non waxuma la amul déglu li ma la wax ñas bul ma wax loolu xam ne waxuma ko allez-y da nga may déglu dama ni la du lu ma gis man te am naa ci droit du ma confirmer lu ma gisul yaa fi wax ne am na ay épreuve yu ñu defloo nit du ma la wax ne waaw am na gisuma ko man moom gis naa ko forme waaw loolu la yow am nga ci droit man laa la wax man donc xam nga sama xalaat nga ma laaj donc loolu man du ma ci non boo faaw nga respecté ko parce que sama xalaat la mooy gisuma épreuve yi xaw ma la fa la nekk yow yaa ma ko wax tey donc bu amee laa la wax bu fekkee li nga wax dëgg la am na loolu day jox région ñi nga xam ne ñoo ni président bi wala nguur Macky Sall ñi ngi waaj a daganal ngóor jigéen wala ñi ngi ci pexey xool ni ñu def ba ngóor jigéen ci Sénégal fii am fi place ndax boo ci système éducation bu Sénégal bu ñu dem ba ay épreuve ñu ci laax ay wàllu ngóor jigéen lan la ciy wuti ngóor jigéen lan lañ ci mën a les ci mën a jàngee ngóor jigéen les ci mën a jàngee ak lan la mën a amal njariñ ban njariñ la mën a amal réew amul benn njariñ réew lu dul yàq réew lu dul saboter réew kese donc loolu bu amee lu ñaaw la te ñu ngi koy condamné est-ce que ministère bi nga xam ne moo yor wàllu éducation di taala moom ndax yëg na loolu te bu ko yëgee daf ci war a bu fekkee yëgu ko nañ ko signalé mu xam ko te mu andi ci ay leeral ba noppi sanction yi ci war mu def ko ndax loolu du lu war a nekk ci réew mu mel ni démb je pense que ñu ngi déglu ki nga xam ne moo yor wàllum communication ministre de l'éducation nationale mu dal di ci ardu que également dinañ mën a li nga xam ne moo di enquête ci EA bu Rufisque bi nga xam ne dal di la ñuy joxe loolu noonu ci épreuve yoo xam ne c'était en anglais donc man gis naa ko et j'ai entendu le chargé de communication bi nga xam ne dal di na ci aborder mais lépp lu ci mën a am ñun aussi également dinañu ko suivre dinañu ko bàyyi xel ba lu ci ruusandi rek dinañ ko
indiwaat ci les Week-end Plus pour gën koo yaatal ak suñu mbokku téléspectateurs et également suñu mbokku internet yi nga xam ne saa su nekk dañu bàyyi xel mais peut-être Mohamed fu ma bëggoon dugg ak yow mooy ci wàllum genre bi peut-être tout à l'heure abordé woo ko tout à l'heure mais je pense que point la boo xam ne point focal parce que tey Sénégal féminin la ñu xam wala masculin mais bu ñu demee ba naan ñu genre est-ce que l'État n'est pas dans une tactique boo xam ne nii dafay légaliser góor jigéen mais dans une autre façon. ok xam nga loolu dëgg la lan mooy genre. Sénégal li ñu xam mooy jigéen góor carte d'identité yu njëkk yi loolu moo ci daan nekk. féminine wala masculine. loolu lañ xamoon mais bu ñu demee ba ñëw tey ñu ñuy andil ay genre yu kenn xamul loolu tamit ba tey wax nga dëgg xelu Sénégal yi faa mu tey te am nañ raison seen xel tey ci mbir mi léegi nguur gi moo war a andi ay leeral jël ay décision yu strict ci wàllu wi waaye nekkul ni nekk ci di mel ni koo xam ne tamit da ngay nëbbalante xamoo foo war a jaar ñoom li ñu war a dag xam nga it lii xam nga fa la lay indiwaat. Sénégal dafa ñàkk Sénégal réew mu ñàkk la Sénégal réew mu ndóol la. est-ce que loolu tax ci xew moo tax mënuñoo di jël yenn décision yi waaye dama ne la dafa am fu ñu toll gëm-gëm la lii gëm-gëm la président bi jullit la. bu doon jullit sax parce que tey yaa ngi gis njiitu jàngu bi moom dafa dàq sax ngóor jigéen maa ngi koy lire sànq ba muy ñëw moom daf ne jàngu bi ànduñ ci benn yoon daganal ngóor jigéen ci Sénégal pour wan la ne Sénégal fii diine yi fi ëpp doole mooy bu xoolee ci wàllu jullit yi ak ci wàllu ñi nga xam ne ñoo di chrétiens yi dañ koo dàq lii nag nekkatul nag wàllu politique wala wàllu ay réponse diplomatique wala nangam xam nga wàllu lan la jël say décision xool sa population lan lañ bëgg yow population bi ñoo la ñor du ay Amérique du ay France du ay Macron du ay Joe Biden wala keneen ak keneen yow ñi la ñor mooy sa population ndax tey jii ñoom ñoo la fal ba nga mën di jokkalante ak ñooñu bu ñu la falul woon doo amaana sax da nga dund ba dee doo tukki léegi kon décision yi bu amee wala mbir yi bu amee décision bi nga ci war a jël mooy décision boo xam ne moom la sa population sàkku tey muy leer nga ciy waxtaan ak ñoom bépp poñ boo xam ne dafa lënt askan wi nga indi ci ay leeral ba mu leer bu askan wi ne leerul nga teg poñ boobu noonu jàll ci beneen ba yooyu yëpp leer nga dikkaat ci yu leerul woon fexe ba leeral ko bu fekkee askan wi dañuy sàkku nga am ay coppite yoo ci def nga génn ko ndax askan wi moo la fi taaj noonu foofu la ñuy xaar suñu njiit yi alors du mburum góor jigéen xam nga bu demee ba am doole ci yenn ci sous-région bi rek tiital xam nga tey jii boo fekkee da nga ne waaw man de Sénégal dara dalaguma waaye mu ngi dal Gambie mi ngi dal Guinée Bissau mi ngi dal Guinée Conakry Mali yow nga ne yàgg ci rek taxaw xeex bi dañuy ñàkk suñu frontières yi bokk ci xeex bi ñiy xeex ci biti ngir loolu mën a bañ a dugg ci suñu biir kër lan mooy genre loolu ministère bi nga xam ne moom lañ dénk loolu na ci àddu lan ban jëriñ la dem maanaam tey ji 2026 dañ ne Sénégal émergent ci fànn yëpp 2026 xam nga 2026 boo xoolee lan lañ tënk foofu mooy dañ dem ba jamono buñ discriminer kenn ci wolof buñ boddi buñ boddi kenn Sénégal da nga fi gis fii ku ñuy boddi boddi wuñ fi kenn fii gisoo fi kenn ku ñuy discriminer parce que lii la wala lee la donc kon kan lañ war a ñàkk a boddi bu ñu demee ba 2026 pour respecter ki nga xam ne maanaam ci wàll lépp mooy ku ne nañ ko respecter ci kàddu gi sax nga baal ma ci maanaam ci ñii dañ bëgg nekk def lu la neex ci wàllu sexe nañ respecté seen décision ci wàllu sexe buñ gis léegi kan ndax xam naa ne depuis àdduna di baax ba tey góor ak jigéen dañuy sëy loolu amul kenn kuy gis góor ak jigéen bu takkante ñu koy naan laa jaan ñi dañu takkante ndax lu mën a am la boo juddoo sax da nga koy xam xale bu ndaw bu juddoo sax day xam ne lii lu dagan la jigéen ak góor di sëy li ñu xamul kay mooy ñaari ponkalum góor yuy sëy loolu nit ñi xamuñ ko wala ñaari jigéen yu kenn xamul di sëy loolu lañ xamul léegi kon est-ce que du loolu 2026 waxuma loolu la de est-ce que du loolu lañ bëgg a daganal ba ñu ñuy artu ne bu ñu demee ba 2026 nañ respecté bu ñu discriminer kenn yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne Sénégal li may wax mooy ñoo ngi soog a am combat bu kenn minimiser wàllum góor jigéen ndax dañu am doole bokk na ci lobby yu ëpp doole ci àdduna bi est-ce que jàppaloo ne Mohamed dafa am yeneen enjeu quand je parle d'enjeu mooy ñoom ñooy contrôler li nga xam ne moo di économie mondiale tey Sénégal bu taxee fermement et formellement wax ne du nangu li nga xam ne moo di góor jigéen ci sa jàppaloo ne dina am ay daan yu ñu ko teg. moo tax ma ne la Sénégal dafa ndóol wax naa la ko di nee naa Sénégal réew mu ñàkk la
Sénégal ñemewul Sénégal ñemewul rek génn ne góor jigéen bu fi amee kon daal day yoot ñemewu ko bu fi keneen toogoon ku dul mag président Sall ñi ma gis ñu dem ci manifestation yi yëpp bu ñu fi toogoon li Macky Sall def la ñu def kenn sañu ñemew doo ko ñeme ndax lu tax ñemewoo ko comme amoo yoroo secteur yi nga xam ne foofu fa lañ yaakaaroon ak néew ngir di ci mën a soxlikoo jaay nañ ko tubaab bi les bailleurs jaay nañ leen ko léegi jaay leen ko toppaat leen di leen ñaan di leen leb di leen saraxu kooku andil ñu nag seen i agenda ne lii lañ bëgg bu la arrangé maanaam tey jii yow yaa ma yoral sama kër yaa may defal lépp sama jabar bu feebaree yaay jënd ordonnance yaay faj yaay def lépp boo ñëwee ne ma saa yi dama bëgg nga rey sa baay du ma nangu de waaye du ma la wax maa bañ damay nekkay naan déet paa bi kat moom paa bi nii am na solo ci kër gi waaye dinañ waxtaanaat du ma mos a nangu rey sama baay moom waaye du ma la wax dafuma ko nga bàyyi li nga may jàppale yëpp waaye naa fexe di gën a xëcc ci waxtaan wi su ko defee ni waxtaan wi demee yaa ngi def ci kër gi ba beneen solution mën a ñëw su ma koy bañ nag man doo koo soog a bañ donc fa la Sénégal toll léegi nag président Sall woote na wàllu de ba président Obama ñëwee fii la lancé appel mais boo amul xel doo ko xam président Sall def ne Sénégal pareegu ci mu ngi woo population bi ñu jàppale ko et mouvement ànd sàmm jikko yi mais est-ce que kon keroog war ñu ko gis ci place de la nation mu ñëw teew déedéet kaay ma wax la président nag du lu xew rek mu ne jërëb dem xam nga nag di déglu ma bu ne Sénégal yi jàppale leen ma ci combat bi ñu def manifestation waaw Sénégal nañ xeex seen xeex lañ koy taxawale Sénégal nañ wàcc ci terrain bi xeex président Sall xeex bi ci wàllu diplomatie ba Sénégal ba moom parce que moom lu ko fi desee pareetul kon xeex bi ñaari pàcc la askan wi dañ ci am wàll nguur gi am ci wàll xëy na askan wi ñoo gën a am fit nguur gi askan wi ñoo gën a am fit nguur gi amul fit moom day li wolof di wax njoos moom day njoos du nangoo rek ñëw rek fës wax déedéet ndax nag bul fàtti ni président Sall mooy président wu ñëpp ku fi nekk ak loo mën ki dem doon tege sax ci li nga nekk du lu baax mais président Sall mooy sa président est-ce que xalaatoo Mohamed suñu wàllum code pénal ñu tëggaat ko parce que tey bu ñu demee ñu naan ñu wàllum góor jigéen ay daanaka yooyu nekkul ci ba acte contre nature lañ lay daan te ay 6 mois ay 2 mois ngay tëdd est-ce que waruñu ko xoolaat saytuwaat ko pour gën ko tëggaat mu gën a méngoo jamono manifestation bi loolu lañ doon sàkku maanaam ñu pekkel ko maanaam pekkel mooy ñu criminaliser ko ba nga xam ne. mais est-ce que jàpp nga dina yomb. waaw non yombul moo de lan laa la wax. bu ñu minimiser xeex bi. man wax naa la ko yomb mosul yomb pour ñu criminaliser ko lañ wax. nga xam ne képp koo xam ne def nga ko ñu jàpp la ami seere yu wóor ne def nga ko. dinañ la tëj ba nga dee ci kaso gi wala leneen fekk la ci lu gën a pire sax li nga daan dund boo ko defee. soo leen tàpp rek moo gën. waaw yooyu yëpp ay mbir la waaw ndax booy tàpp ko koy def it loolu du solution ndax boo ko tàppee bàyyi ko mu génn mën na def leneen ndax affaire yi mooy loolu waaw solution bi mooy tëj la ba nga dee ci kaso ndax wax la suñu xam-xam bu sorewul ci diine ji di la fàttali ne yàlla alag na askanub lëmb ci loolu yàlla mu ëpp yërmande nit ci jaamam yi ñaata yoon nga tooñ yàlla mu baal la ak ñaata yoon nga ko fas yéene tooñaat te yàlla noppi na ngir baalaat la nit man bu ma la tooñee tey ji doo ma baal ndax nit nga baaxoo kon yàlla mu ñu ëpp yërmande yàlla kon bu demee ba alak ay jaamam ci lool nga xam ne kon loolu lu bon la ndey ñaawtee fi bokk na ci ngóor jigéen donc fii amul ay journaliste nga da nga war a def analyse en tant que journaliste da ngay wax en tant que li nga gëm sa diine. kon naa la ñuy teg suñuy casquette yi journaliste yeeg musicien ak président yeeg musicien yeeg yëpp xeex bi en tant que ku nekk ci diine ja nga bokk bu ko bañee da nga ko war a bañ bu fekkee gëm nga diine ji ngay woote ndax avant journaliste avant animateur avant président jullit nga jëkk a doon wala chrétien wala whatever donc amul benn diine boo man ñeme na maa toog fii ma défier tout le monde man leen ngeen dem lire teg ci diine yëpp ba nga dalee ko ci alxuraan lire li nga xam ne mooy bible ak ci yeneen diine yëpp amul benn foo xam ne nangu na li nga xam ne moo di ngóor jigéen ñépp ko bañ donc ku ne fa nga bokk xeex bi du xeexu jullit yi kese te Sénégal mu taar naat gàncax gi ma am ndox mi bari saa yi ngóor jigéen du fi am bu fi amee musiba la ci réew mi te musiba la ci képp koo xam ne yaa ngi réew ci réew mi kilifa diine yi nag seen taxaw am na solo di am nag lu ma ci metti mu di xalif général bu Tidiane suñu Babacar Sy Mansour yàlla na fi yàgg mu ci xeex wu àddu ci wax ci am ñu génn ne
dañuy exiger Macron ngir mu interdit ki nga xam ne moo di xalif général bu Tidiane mu duggati fi nga xam ne moo di France loolu lu ñaaw la xalif général bi amul yitte France moom lu dul Tiwaawan boo ko teree ñoru ko waaye ngir wax la yabaate ak bëgg a doyadal bi nga xam ne rek ñoom ñi ngi ko bëgg a def jaaree ko ci li yëpp ay menaces la yoo xam ne xëy na sax si jàppaloo ne peut-être li ay xooxatal la pour wax gars yi que bu ngeen porter le combat am na ay sanctions yoo xam ne mu ngi leen di xaar. mooy loolu effectivement ndax après manifestation yi même ki nga xam ne mooy coordonnateur bi mooy nga xam ne mooy lootaa bi affaire yi maanaam coordonnateur mouvement ànd sàmm jikko yi di Ababacar Mboup moom it dañ ko interdit dañ sàkku ci ñi ñuy interdit foofu ca France moom sanctions yi commencé na loolu la après manifestation yi ci la loolu xew kon la France est ba di la ci fàttali ne am na journalistes yi ñu ci menacé am na ay journalistes ay journalistes yu ñu ci menacé yow ay organes de presse yu ñu ci menacé ba dañ am na yoo xam ne dañ leen cité carrément di leen fàttali ne parce que tamit yaa ngi wax waxi code pénal yaa ngi wax waxi genre yaa ngi wax mais est-ce que xamoo ni journaliste yi ci boobu nouveau code de la presse bi dañoo article 18 bi lan la mooy nouveau code de la presse bi nga xam ne ñun ñu ngi yàkkamti président Sall mu appliqué ko mais boobu dañ tënk ne maanaam tey jii yow sax da nga war a respecter góor jigéen ba doo ci wax est-ce que tubaab yi waruñu ndaw ba Mohamed moo tax ma ne dañ am doole xeex bi nag booy jiital nag léegi xeexu di xalaat di calcul rek ñu mën la xeex bi daal mooy lan d'accord ma du ma ci ànd président Sall moo ñu war a jàppale bi mooy bu defoon benn annonce officielle wax ci ne maa ngi feddaliwaat sama kóllëre di feddaliwaat sama taxawaay di leeralaat sama taxawaay ne ngóor jigéen fekk man maa ngi fi ci Sénégal ndax it moom mënul toog ne ngóor jigéen du mos a am ci Sénégal ndax moom it du fi toog ba faw keneen ki fi ñëw xamuñ lan la fi andi waaye moom na wax ci taxawaayam wax ci tolluwaayam mooy président wu Sénégal fii ba 2024 na wax ne fekk maa ngi fi man ngóor jigéen du ma ko daganal te du ma ko mos a daganal na ko wax moom bu ko waxee fa mu bëgg mu yegg dana fa yegg tey jii benn Babacar Mboup la muy bind du yegg fépp mais président Sall tey bu bindoon ci Twitter am wala fenn ci li nga xam ne moo di ci jumtukaay xaralam yi fu mu ci bind ku mu bëgg mu gis ko dina ko gis donc loolu moo ñu mën a jàppale ci xeex bi askan wi nag ñunu neen ndax tey jii ma wax la ndax criminalisé nañ ko criminalisé wuñ ko xeen xamul waaye askan wi kuñ ci jàpp ci ay ngóor jigéen ndax dinañ la dóor loolu moom ñoom loolu lañ ci jël ñoom amul ci kii def na lii def na lee ci gën a pire mooy da ngay questionné dóor bi non déglu li ma la wax boo demee ci manifestation ñoom ñoo la wax ni la drapeau ngóor jigéen dañ ko lakk dañ koo taal suñu kanam te it bu ñu ko criminalisé wul saa man waxuma de ki wax la damay ñoom li ñu wax bu ñu ko criminalisé wul daañu dajee góor jigéen gis nga nu ñu taalee drapeau bi loolu junju la donc kon ba tey waxuma la ngóor jigéen mais président Sall ba tey lii kiyam la nu ma koy waxeeti sax devoiram la mu jukk andi ci saafara si nag du lenn lu dul ay arrangé nangam Sénégal pays laïque la nangam déedéet Sénégal bañ na góor jigéen ku ko fi def wala mu fexe ñu yóbbu loi bi ci assemblée nationale ñu fexe député yépp donte que sax benn yoon lañ koy def ci seen adduna ci seen carrière mooy nekkal fi askan wi nañ ko def keroog bis baax fexe ba voté li nga xam ne loi boo xam ne mooy criminaliser ngóor jigéen voté loi boo xam ne mooy criminaliser wàllum góor jigéen loolu mooy kaddu Mouhamed par rapport ak manifestation bi nga xam ne amoon na foofu noonu ci place de la nation ñu naan ko place de l'obélisque ak waa mouvement Jamra nitu dëgg ak d'autres mouvements yoo xam ne doon nañ ci ànd ak ñi nga xam ne moo di les hommes religieux yi nga xam ne également dal dinañuy lancer un message très positif boo xam ne peut-être ñun aussi dinañu suivre li nga xam ne moo di évolution ak démarche yi nga xam ne dina ci am parce que situation la boo xam ne booy xool bu ñu naan ci géopolitique bu ñu naan xool également ci
nu ñu tënkatee li nga xam ne moo di àdduna bi ñoom dañu am doole boo xam ne donc ñooy financer lépp li nga xam ne ci wàllum bailleur également donc pour vous dire tout simplement que situation la boo xam ne c'est partout d'ailleurs nit ñaa ngi koy jooy mais lépp lu ci mënta am rek ñun ni ñu gën a booloo ni ñu gën a porter le combat te ñoo xam ne kat Sénégal ay borom kilifa diine dañu fi tëdd ay nit ñu baax dañu fi tëdd ay El Hadji Malick ay Serigne Touba ay ñeneen j'en passe donc je pense que tey dina xaw a ñaaw trop ci suñu der ñu naan kat wàllum góor jigéen ñu ngi koy accepté fii ci Sénégal mais lépp lu ci mënta am rek li leen di rappeler que yéen seen émission Week-end Plus nekk la seule émission bi leen di permettre ñuy décortiquer lépp li nga xam ne ci wàllum actualité la ci semaine bi yëpp ñu dal di ko indi tous les samedis 10h jëmale 12h maa ngi nuyu ku mel ni Fabienne moom mu ngi France donc elle sera là dans la semaine incha allah rabbi bàyyi ko France ñëw Sénégal merci beaucoup ci bàyyi xel bi ñu bàyyi xel depuis la France et puis di la wax bon voyage et puis bon séjour ici au Sénégal ba xam naa incha allah bu ñëwee dinaa ko dalal file ci Yoff TV pour que ñu gën a échanger lu bëri ci li nga xam ne dina ko fi indi peut-être rek Mouhamed dañuy jàllaat ci beneen actualité boo xam ne ça a défrayé un peu la chronique mu nekk les élections locales yi nga xam ne le ministre de l'Intérieur di Félix Antoine Diome daal dina ko jàpp le 23 janvier 2022 peut-être gisoon nañ li nga xam ne moo di dialogue bu amoon ak waa FNL front de lutte doy na bi nga xam ne également geddoon nañu li nga xam ne moo di dialogue boobu pourquoi parce que ñoom bëggoon nañ li nga xam ne moo di élection locale yi daal di am ci 2021 bi mais finalement kii di Antoine Diome Félix daal di ko jàpp le 23 janvier 2022 peut-être Mouhamed li nga doon xaar la est-ce que également ak élection législative yi nga xam ne certainement ci 2022 bi lay nekk est-ce qu'on pourra pas dire que l'État est en train de manigancer di xool moment bu baax pour mu jàppale di élection yi. état bi xam nga élection locale yi dañ ko fommati ko. ajati ko xam nga. dem sax ba xamul kenn mënul loola wax ni. dina am ren wala déwén wala nangam. dem nañ sax ba di natt ne dañ ko bëgg a dàq ba mu gën a jege sax 2024. ku nekk ak sa xalaat ndax Sénégal noonu lay doxee réew la bu am démocratie liberté d'opinion am na fi yaatu na fi nga wax ko nga bañ ko wax. nga foog ne dellu gannaaw. donc mosul dellu ginnaaw. léegi élection locale yi. ñi ci àndoon muy opposition bi ànd ci dialogue bi. ak société civile bi ànd ci bokk ci dialogue national. wax fa seen point seen tënk fa seen i mbir waxtaanee ko ci biir. am ñu nangutoo si suuf yoo xam ne ñu xamuñu ko yëguñu ko. xëy rek xëy na yenn ci poñe wala am benn ñàkk déggoo wala benn. waroo am rek ñu daal di fësal yu bëree yow mi ci bokkul woon da nga naan waaw lii yëpp jot na fee xew waxtaanee woon nañ fii yëpp mi ngi noonu donc ñi ko doon sàkku ne dañ bëgg mu am décembre am na ñu bëri nañ ne décembre la war a am 2021 ndax élection xaj na fi am ñu ci indi ne mënuñoo waree suñoo dàq élection lu passé 2 mois wala suñoo dàq élection lu passé 2 mois bu ñu ko defee warul passé 2 mois mais pour wax la lenn rek ngay gis fi mooy population bi opposition bi luñ mënti xuj ma wax sax opposition bi xëy na population bi léeg-léeg bu fippoo sax mën naa delluloo ginnaaw état waaye opposition moom mënu ko ndax opposition moom mosuñoo ànd ci lii ñoom li ñu bëggoon mooy affaire yi am ci 2021 bi maanaam ci jeexitalu 2021 muy décembre ñoom ñu bari loolu lañ bëggoon mais amul mënuñ ci dara état bi moom lam fam jàppoon jàpp na ko te loolu moo am 23 janvier 2022 la élection yi locale yi dem léegi comme ni nga ko waxee dafa am yu bari yu fi xewoon état bi gis ci boppam mu ne lii su ma fi defee élection tembe nii du ma am dara état bi dafa am ay conseillers dafa am ñu ko wër dafa am entourage. kon état bi day toog ba mu ko arrangé mu dal di organiser. waaw Afrique seen nguur yi dañuy toog ba xool natt ba gis ne élection yii jekku nañ ko ñu doxal fii nii président Sall loolu la def ndax bu fekkoon ne moom dafay xool li arrangé population bi ñu ci bari ànd nañ ci élection yi ñu teel koo def opposition bi loolu lañ sàkku donc moom ak gouvernement am ñoo toog décider ne 23 janvier lay am jaarale ko ci nga xam ne moo di ministre bu yoru kaaraange réew mi. yóbboon ko à l'Assemblée nationale également. Assemblée nationale nguur gaa fa ne. député yi amul benn député Sénégal amul benn député bu teewal Sénégal muy opposition bi muy pouvoir bi. opposition bi teewaluñ fa sax askan wi seen bopp lañ fa teewal. combat yi ñuy mën a yëpp du combat askan seen combat la li ñuy xeex yëpp seen askan wi nañ yeewu. loolu sa vision personnelle la yow. sama gis-gis nga ma laaj. wala du sama gis-gis nga ma laaj. sa gis-gis la. waaw kon kay jarul. non bëgg nga affirmer rek mu koy. non waaye sama gis-gis nga ma laaj. allez-y waaw ok continue. donc li ma fàttali askan wi macha allah
lépp loo xam ne man wax naa ko fi sama analyse personnelle la. voilà loolu leer na déglu rek concerné wul voilà kenn sama xalaat la sama jàngat la comme ni ko ñëpp defee état amul benn député man buy teewal askan wi foofu amul ñoom ñëpp seen bopp lañ fa nekkal. est-ce que jàppale woon ne problème fichier bi également parce que géegoon nañ opposition bi daal di génn naan fichier bi baaxul nañ ko audité finalement ñu audité ko gisuñu ci benn problème est-ce que ñoom tamit quelque part suñ ko repoussé waat ko amuñ ci responsabilité. pour opposition bi. bañ a am responsabilité am nañ ci ñoo ngi woon ci biir dialogue. mais am nañu ñoo du la mais gedd gi lu tax gedd gi ak ñàkk gedd gi yëpp ci yem ñoo ngi woon ci biir. dem nañ ci am nañ ci ay ponk yu bari yuñ ci waxtaanee. yu baree bari booba sax ki nga xam ne moo di Idrissa Seck mi ngi woon ci opposition damagul ci président Sall. bu raw saw bokkoon na ci dialogue bi. ñu nangutoo fa ay mbir yu bari. donc am ñoom ñoo doon sàkku ci wàllu kii bi ngir ñu ànd ci ay changement. audit du fichier. waaw donc lan la leen wax loolu day jël temps. fale leen état bi dafa am fu mu leen état bi am na fu mu sukkandiku ba def li mu bëgg a def donte que bu fekkee daf ko def ci coobareeg boppam. ci bëgg-bëggu boppam. ngir xool fan la ko mbir yu arrangé mu andi ko fa. waaye am na fu mu sukkandiku. fi mu sukkandiku mooy yéen a demandé ñu auditer li nga xam ne moo di fichier bi. donc ci lañ nekk te audit bi du lu kii loo xam ne dañ ñëw rek def ko. lu yomb la du lu yomb dañuy jël suñu temps. donc jël suñu temps mën nañu def 6 mois. loolu foofu la état bi jaar gaay mais bu ñu sàkkul woon loolu. tey xëy na pour ñu auditer waat li nga xam ne moo di fiche bi lu normal la ndax tey jii man dinaa voteel diw sama gox. moom laa gis ci campagne yi ci affiche yi moom laa gis ma voteel ko waaye du doon sama maire. wàllum réforme nga bëgg a wax yow. waaw ok du doon sama maire man ki ma voteel man ki ma gis ci affiche bi ba voteel ko man du doon sama maire te am na ci gox yu bari yoo xam ne la demal Tivaouane est-ce que Diop si mooy maire bu Tivaouane. ñi dem ci suffrage direct nga boo wax. loolu mooy li nga xam ne askan wi xam nañ ne kii moo la ñuy teew kii lañ votel te bu ëllëgee kii la ñuy fekkaat ci mairie bi. bu fekkee moo gagné. waaye nga votel tey Massamba bu subaa Cerno ngay fekk foofu. Cerno moom est-ce que jege na jege population ndax léeg-léeg Cerno Dakar la nekkoon wala Cerno Ndar la nekkoon war a ñëw jiite Dakar. Cerno Dakar la nekk war a dem jiite ji Ndar. est-ce que xam na problème mu Ndar dëgg-dëgg. est-ce que xam na Ndar liñ yittewoo dëgg-dëgg. ak fan la ci parce que. yitte yi dafa bari waaye yan ñoo ci gën a jàmp ndax ku xamul foofu dina xam loolu. mais loolu moo tax surface directe bi dafa am solo nes. loolu je pense que acte 3 de la décentralisation jotoon na ko affirmer et puis jotoon na ko apprécier de façon très claire mais peut-être fu ma bëgg a ñëw ak yow mooy am na ñu naan ministre de l'intérieur dafa war a génn ci élection. waaw loolu xam nga depuis Sénégal bi doon Sénégal ba tey. ñoom ministère bi da ciy nekk. muy président Abdou Diouf Senghor Abdoulaye Wade ba max président Sall dëgg la ministre bi mën na ci génn parce que war nañoo toll nag am benn koo xam ne mooy gérer élection yi te dafay doon ku indépendant koo xam ne nekkalu fi ma Samba nekkalu fi ma Demba lan la fi nekkal mooy dëgg la vérité xoolul kii xoolul kee bu élection yi jotee lépp lu ci war mu jaarale ko ci yoon képp koo xam ne am nga critères yi nga xam ne ñi ngi koy laajte ngir nga mën a doon candidat boo ko présenté mu valider sa candidature képp koo xam ne am nga lu ci manqué mu du ko valider xooli ci bëti kenn loolu foofu Sénégal war na toll foofu ci élection ba nga xam ne élection bu jotee moom même opposition bi xelam dina dal donte ko sax léeg-léeg day tuur lëndëm xelu Sénégalais ay élection yi du jaar yoon tegu ko fen ñàkk wóolu boppam rek ak ñàkk espoir ndax ñoom nag ku ci def tour du Sénégal boo génnee xam sa bopp ñoom candidat yëpp bu élection amee candidat yëpp ku ci def tour du Sénégal boo ñëwee toog xam sa bopp boo paree nag naan élection yi du jaar yoon nag fii la jaar ak fii la nangam waaye nag bu ñu demee ba am benn koo xam ne dina gérer élection yi koo xam ne day indépendant du far fenn moom fenn rek la far mooy Sénégal fenn rek la far mooy dëgg bu boobaa opposition yi dinañ mën a noppi nguur gi aussi kenn du leen mën a joxoñ baaraam loolu ñoom defe naa kenn waru leen ko gën a bëgg élection yi jaar ci yoon ba ñu jox ko koo xam day indépendant loolu moom ànd naa ci te lu ñu war a def la Sénégal war naa toll foofu ci wàllu élection Sénégal référence la ci ñu ko xamul boo demee Gambie dañ naw Sénégal nu mu existé ci wàllu élection boo demee Guinée-Bissau boo demee ci yeneen réew yu war Sénégal yëpp dañ naw même sax réew yoo xam ne bokkuñ sax ci Afrique dañ naw Sénégal ci wàllu élection mais kon bu boobaa est-ce que ñoom bu ñëwee ba ci biir du ñu wax ne ok lu ñu daan dégg ak li am du benn donc faaw ñu tëggaat affaire yi
génn ci ministre bi. de l'intérieur de l'intérieur. andi koo xam ne farul fii farul fee. te ñu dem ba ci biir def loo xam ne ministère bi wala kiy gérer loolu. état du ko fal. mu nekk ko indépendant comme ni nga ko waxee. comme ne état sax du ko fal. xam nga lu ñuy wax rek ku ëmb sa sànqal ëmb sa kers. ku la abali gët fu ko neex ngay xool. mbaa mu nanguy gëtam nga dee ci ay palamtu. léegi aussi bu ñuy déclaré li nga xam ne moo di élection locale yi gis nañ ko mel ni Barthélémy Diaz nekk taxaw Dakar nekk également le maire de Sacré-Cœur Mermoz daal di déclaré sa candidature ci mairie de Dakar gis nañ également ku mel ni Amadou Ba di déclaré li nga xam ne moo di candidature am foofu noonu ci mairie de Parcelles léegi qu'est-ce que jàppaloo ne peut-être guerre bi dina commencer entre les acteurs politiques et pourquoi parce que tey Khalifa Sall bu ñu koy wax moom mooy le patron wala je dirais mooy ki nga xam ne nii mooy kilifa Barthélémy Diaz mais pourquoi Barthélémy Diaz a adopté génn tout de suite wax que man candidature la sans que mu avisé ci li ñu xam ki nga xam ne moo di dauphin. loolu moo lay wan ne Barthélémy Dias dafa indépendant ci wàllu politique. ànd naa yow xeex ak yow dugal nañ la kaso ànd naa yow xeex na ko xaar na la wax na fu nekk yaay candidat am ci wàllu présidentiel. mais mosul wax ne yaay sama candidat ci mairie bu Dakar. ci élection locale yi ñëw mosoo dégg Barthélémy Dias wax. est-ce que le moment est bon pour mu wax loolu. mais élection yi ñu ngi waaj ñëw da ngay waajal élection yi waajal la da nga koy teel a waajal. doo xaar ba dafay ne këtt na jonn rek nga taxaw ne man candidat la. bu boobaa doo laal dara. te dégg nga li wax dégg seetaan naa ko benn télé nee na moom dafa def sondage yi lañ def sondage yi ñu gis mooy bu ci gisoon fenn foo xam ne am na ku ko gën a yell wala ku gën a jekk. ku gën a taxaw ci doon maire bu Dakar mu ànd ak yow. est-ce que amul raison parce que Khalifa Sall politiquement Dakar peut-être nekkatul fi poids bi nekkatul fi. Khalifa Sall sax fi mu toll nii mënul nekk candidat. dafa perte ay droits civiques am. loolu tamit ci la bokk. donc kon du fi xaar Khalifa Sall di kii di xalaat di xool di kan lay àndal parce que yooyu noonu yëpp moom du am temps bi. faaw mu teel a pare décision bi mu jël noonu man d'accord naa ci ak Barthélémy Dias. lu mu war a def la ndax nag Barthélémy Dias ak loo ko mënti wax xeexal na ki nga xam ne moo di. Khalifa Sall fépp moom moo tax ñu dàq ko parti socialiste. Khalifa Sall moo tax Khalifa Sall tax na. ñum neexooloon démb tey jii neexoowuñ ndax Khalifa Sall kon moom defal na li mu war a defal Khalifa Sall léegi kay ndax Khalifa Sall dina fay naar bi xorom. loolu mooy question bi ndax Khalifa Sall ànd na ci candidature Barthélémy Dias. loolu moom la te it incha allah nun moom li lu nu war mooy. observer ndax élection yi ñëw nii ñun ay observateur lañ. lépp lu am dinañu ko xool. daanu ko waxtaanee waat. et que candidature moom macha allah. ki nga xam ne moo di Amadou Ba et que tekkaaral mu defoon maanaam tey jii et que est-ce que sax bu doon Sénégal bu doon ay anglais lañ duñ ko wax ne ko Amadou is back. Amadou de retour. waaw parce que gëj nañ ko dégg. gëj nañ ko dégg ci wàllu politique gëj nañ ko dégg mu àddu depuis président Sall nangu li nga xam ne moo di ndénkaane gi mu ko dénkoon. ba tey kenn dégg ko ginnaaw ba mu bindee ab lettre doon gërëm président Sall. kenn déggutu ko ci dara. donc bu ñëwaatee nag di sàkku mairie bu Parcelles. c'est normal. est-ce que nekkul di affirmer concrètement moom ses ambitions politiques. mais xam nga maire bu Dakar. xam nga ba tey ji bind na ko man li ma dégg ci moom laay gëm ba tey. ku nekk nag am nga sañ-sañ wax sa xalaat comme man ni may waxee sama xalaat. ndax Sénégal noonu la tëddee te loolu mooy démocratie. ku nekk wax sa xalaat wax sa gis-gis. sa gis-gis léeg-léeg nga wax dara mu demee noonu léeg-léeg nga wax loo xam ne mu bañ a demee noonu mais li ma ci gis mooy ñëw na di sàkku li nga xam ne moo di maire bu Dakar loolu lañ mën a jàppagum. ambition politique am na ko ambition politique ba mu ko amee mooy ba mu dama ànd ak président Sall boobu la am ambition politique. ba mu génnee nangoo bokk ci APR nangoo ànd ak président Sall boobu rek la am ambition politique. donc kay ñëwaatam kay day wanewaat ne ba tey maa ngi fi te sama ambition politique ba ma amoon démb tey laa gën a am. te dinaa wéy di ko am. loolu ñëwaatam bi loolu lay signifier. donc nag di la wax rek ni nga ko waxee mooy. élection locale yi dina metti dina yàgg. te ku ci amul xaalis. toogal. est-ce que jàpp nga dina yomb Parcelles suñu waxee Parcelles suñu xel dafay dem ci Moussa Sy ko xam Moussa Sy également xamoon ko ci opposition mu dal di transhumé dem nekk état est-ce que jàpp nga ne état du ko gën a dooleel jox ko moyens pour Amadou Ba parce que Amadou Ba bu ñu koy wax amoon na ambition présidentielle je pense que bu ñu koy dàq même ci gouvernement bi loolu la président de la République joxe woon comme raison ñu ngi naan fi président jógee mën na ko remplacer et tout est-ce que gëm nga ne Amadou Ba ak tous les moyens qu'il a ak retour bi nga xam ne amaan na ko foofu noonu ci Parcelles dina yomb carrément ci moom. yaa ngi tuumaal président de
président moo la wax ne la man dama. non tuumaal la ko mais c'est des non déedéet gis-gis nit ñoo ko wax non opinion bi ñoo wax loolu mais président Sall moom ba muy génn Amadou Sall waxul ne lii moo tax ma génn ko wala lee ma ko génn Amadou Sall ba mu koy remercier waxul ne dama am ambition politique tey laa gën a jekk ci jàppale président Sall mais ñëpp loolu la ñu waxoon opinion waaw mais du président non mais président on peut espérer que ça c'est loolu aussi quelque part on sait jamais mais dama koy nangul suma xalaat man tamit non mais da nga ne non sa biir wax ji da nga ne ça dama koy nangul da nga ne président loolu la joxe comme région non waaw da nga ne président loolu la joxe comme région maa ngi tuub ko ok non man dama waaw ok d'accord damay bañ ñu seetaan ñu ne Yoff TV nee nañ waaw loolu rek voilà allez-y ok sama opinion la joxe naa ko c'est léegi sa opinion bi du sa opinion waaw allez-y donc li ci am daal mooy Amadou Ba mi ngi fi Moussa Sy mi ngi fi kan la président Sall di jàppale loolu kenn xamu ko mën nañ dem ba ci biir sax président Sall natt gis ne Amadou Ba ñëwam bi moo ëpp doole Moussa Sy ndax Moussa Sy tamit bu laar am na parcelle ñu bari ñu ko mere Amadou Ba ñëwaatam gi mën na toog mbooloo mi ñëpp topp ko te président Sall waxuma président Sall sax waaye askan wi wala politiciens ñoom ni ñu nattee njiit mooy wala ni ñu nattee ku am dayoo ci élection mooy mbooloo mi koy topp amaana sax mbooloo moom mi la topp sax bu ñu demee ba ca bañ gàccee duñu la votel mais ñoom foofu la ñu nattee li nga xam ne moo di mën naa ñëw nag andi doole boo xam ne président Sall ne attention kii nag ñëwaatam dafa am lu muy kii tam président Sall amul fenn fu mu bëgg a ñàkk élection locale yi ndax bu demee ba ñàkk ko moom mooy deena moom président Sall élection locale yi nii bu ko ñàkkee moom deena nekkam fi moom da daanaka président la rek mais existé wul noonu sax ndax yu bëree bëri dogal yu bëree bëri léegi opposition bi dañ ci am doole bu baax a baax a baax moo tax dina def tout xool ko bu baax segg ko xool ñi muy àndal ak ñi muy jàppale loolu moom maa la ko wax bu jaree sax mu jàppale Amadou Ba dina ko jàppale donc buñ tënk ne rek Moussa Sy opposition la woon transhumé na ñëw na ci nguur gi Macky Sall mën na ko jàppale gi mooy dafay am ci moom yaakaar mais buñ demee ba ci biir mu natt def sondage am ndax président dañ koy indil ay sondage parce que buñ tegee sondage ne mu gis ne Amadou Ba moo nekk ci kaw ci parcelle mu jàppale Amadou Ba même buñ gisee keneen kurul Moussa Sy wala Amadou Ba sax ñu gis ne sondage yi dañ joxe ne kii moo gën a jekku ngir mën a gagner élection locale yi fa nga xam ne moo di fee parcelle mu jàppale ko est-ce que président dafa nekk ci ay manigance quand je parle de manigance mooy waxoon na fay suppression de ville de Dakar gis nañ ko également muy indi lu mel ni ay nouvelle découpage foofu noonu ci Kër Massar bi nga xam ne jotoon na fa def benn tournée ci wàllum inondation di wax ne dina ko def département est-ce que tey da nga jàpp ne président il est en train de manigancer il est en train également di xool nes lay def ba théâtre li nga xam ne moo di Dakar waaw xam nga président Sall dina def le tout ngir mën a am Dakar téewul Dakar ba tey nekkul ci loxo Dakar la bëgg téye ba tey téewu président Sall ba mu nekkee Dakar ba léegi est-ce que mos na téye Dakar ba mu nekkee président ba léegi ndax mos na téye Dakar mosul ko téye donc bu Dakar la bëgg a téye du téye waa Dakar de Dakar la président Sall bëgg a téye est-ce que loolu muy jëm ci foqati mooy bëgg a def ne pour supprimer li nga xam ne moo di ville de Dakar loolu saay bu mu ko xalaat sax bu mu ko xalaat Dakar na fexe amee ko ci amin boo xam ne mooy wut candidature bu baax fexe convaincre askan wi ñu voteel ko mu gagné Dakar jéem a xool ni mu liggéeyee Dakar bu keneen gagné Dakar mu joxlante loxo ak kooku liggéey Dakar ndax Dakar moom mooy capitalu Sénégal gan gu fi ñëw fii ngay wàcc donc ay supprimer ville de Dakar ak yooyu loolu du xel ko xalaatal sax président Sall ki ko doon xalaatal loolu bu fekkee du xalaatu boppam ki ko xelal sax laa wax da ko war na wax sipp yooyu du mbiru xalaat boo xam ne supprimer ville de Dakar xam ñas loolu du bu ko defee def na njuumte gu mu mosul def ci ba mu doonee président ba fi mu toll njuumte dëgg la donc na fexe xoolaat neneen nu muy def ba jéem a am Dakar fexe nu muy convaincre ñu Dakar waas yi bañ votel ko moo gën ay jéem a supprimer wala yu kenn xamul léegi nouvelle découpage yi nga xam ne mu ngi ko entamé yow naka nga ko gisee parce que gis nañ ko 2012 lu mel ni Sangalkam ba y a un jeune boo xam ne jotoon na ci ñàkk bakkanam moom aussi également ba mu ñëw mu dal di ko relater yow naka nga ko gisee à quelques peut-être mois des élections li ngay bañ démb bu ko nangu tey malheureusement suñu ay woy politique sañu mbañu démb mooy doon sañu bëgg li ñuy bëgg tey liñ bañ démb la ñuy bëgg tey liñ bëgg démb la ñuy bañ tey loolu rek laa ci mën a wax jërëjëf Mouhamed Mbaye Garmi di leen di rappeler que yéen ak seen émission Week-end Plus nekk la seule émission bi leen di permettre ñuy décortiquer lépp li nga xam ne ci wàllum actualité la ñu ciy ànd ak yéen tous les samedis de 10h jëmale li nga xam ne moo di 12h file ci Yoff TV ñu ngi nuyu mbokku internet yi nga xam ne ñu ngi ñu bàyyi xel suñu page YouTube di féliciter également suñu mbokku internet yi nga xam ne ñu ngi ñu bàyyi xel fépp fu ngeen mënta nekk rek c'est toujours un plaisir ñuy ànd ak yéen file ci Yoff TV tous les samedis 10h jëmale 12h peut-être Mouhamed dañuy dugg ci benn actualité boo xam ne ça a défrayé un peu
la chronique. Pourquoi? Parce que ñu ngi woon ci contexte boo xam ne ñu ngi doon wax emploi des jeunes, ñu ngi woon ci contexte boo xam ne ñu ngi doon wax li nga xam ne moo di crise économique, ñu ngi woon ci contexte boo xam ne ñu ngi doon wax li nga xam ne ci mooy ci wàllum chômage bi. ñu dégg ne le président de la République war na daloo benn avion le 16 juillet 2021 mu nekk une somme de 60 milliards. dégg nañ également le ministre dal di génn di wax ne 57 milliards la avion bu la jël. Mais est-ce que question bu di Sénégalais yi di laajte mooy est-ce que c'était le bon moment pour que mu def li ni mel? est-ce que c'est le moment la ko def est-ce que moment bii la ko def it Sénégalais yi balaa ngay ŋàññi moo tax li ma la waxoon laay waxaa rek Sénégalais yi muy surtout opposition bi seeni critique wala li ñuy wax nañ ci ànd ak objectivité saa avion du looy dem ci boutique rek jënd ko avion da nga koy commandé lu yàgg a yàgg ay ati at nga koy commandé balaa nga koy jot du loo xam ne da ngay dem rek jënd ko ci bés bi mu ñëw ci bés bi wala ci weer. kon yow nga jàpp ne yàgg na bi nga ko yàgg na xaju fi saa jënd avion xaju fi ci diggante 2020 bi wala 2000 kii xaju fi avion bi 2019 lañ ko commandé. lañ ko opposition ñenn ci opposition yi ngaañ nii ba ñuy voté budget bi gis nañ ko fa. mais Abdou Bara Dolly dégg nañ mu def sorti ne depuis 2017 ba suñu ici foofu à l'Assemblée nationale un projet de loi ba jënd avion. ki nga xam ne moo di Moustapha Diakhaté andi na ay leeral démb set déglu naa ko nee na 2019 lañ projet li nga xam ne moo di wàllu jëndum avion bi dugal nañ ko fa ñoom gis nañ ko. ba pare boo amee sa xel mu waxuma rek affaire kii wax na wala kii wax na yow rek boo defee si jàngat avion nañ lañ koy jëndee nga dem nga xool dul da nga koy commandé te du da nga koy commandé tey rek mu ñëw tey wala ci weer déedéet loolu moom lu yàgg la léegi mooy nit ñi bu ñuy analyser. wala c'était le bon moment aussi Mohamed ci crise bi. mais ci coronavirus bi. ci wàllum bañ koy demandé boobu coronavirus amagul ñas. ñas 2019 coronavirus fin 2019 la ñëw la dugg na fi sax. février la fi ñëw 2020 Sénégal mi ngi jot ci coronavirus mars 2020 le 2 mars 2020 la jot 2019 lañ commandé ab avion léegi loo bëgg mu delloo nu mu koy dellooye jënd na ko ba pare saa jënd na ko ba pare beneen bi mooy du lu président Sall sax sàkku armée bu Sénégal moo sàkku lii te lii nii xamul du fës Sénégal bu armée bi bindee dara ci wàllu sécurité maanaam kaaraange. parce que nañ ci budget force armées lañ ko jëlee. fa lañ ko jëlee. ok ngir ndax am na ku nettali président jógee na fii di dem voyage avion bi benn moteur bi fay. loolu daa wóor. muy 319 bi. waaw daa wóor saa wóorul fii nii ku fi jël sa oto waxuma la sax ay président ku fi jël sa oto dem mu la indil am yoo xam ne kii woo ko te nga am njëg gu bees njëgu oto gu bees da nga koy dem jëndi. léegi kay problème mooy bu avion bi ñëwee bu mu ko def moomeelu boppam ay sama doom sama nangam avion Sénégal président Sall daf fi jógee Bougane Gueye Dany dégg naa nag mu ne moom bu ñëwee da koy jaay. mais conviction la. waaw dégg da may bàyyi ma wax. waaw non damay leeral ne la conviction la. li ma bëgg a wax ni ngay waxee sa position moom noonu la waxee position am. loolu la bëgg a wax respecté naa ko moo tax ma bëgg laa wax. ok allez-y. balaa ngaa toj gémmiñu saabu da ngay xam. non man tojuma de. yaa ngi may toj non tojuma dama lay leeralal. dama ne non dama lay leeralal moom. waaye nag déggul ma wax. dama lay leeralal. saa yi damay parce bàyyi que candidat la gëm na ne bu ko jëlee da koy jaay conviction la da nga koy respecté. président Sall bari woon na lu mu waxoon ba mu ñëwee defu ko donc dama koy bëgg a fàttali rek. mais loolu moom la engagé. waaw man li ma koy wax man la engagé. ok allez-y du yow la engagé. allez-y wala yaay Bougane léegi. allez-y. wala Bougane dama lay fàttali non wala Bougane dafa fay. non loolu dama ci mën a tontu moom je pose des questions da ngay répondre ci questions yi. kon bàyyi ma répondre ci question yi allez-y kon répondre ci questions yi. kon nga bàyyi ma voilà kon répondre ci questions yi. wax nga jël sa question. ma tontu ci questions yi allez. dama ne la Bougane man Bougane laa wax damay interpeller Bougane dégg naa ko mu wax nee na bu avion bi moom bu yéegee bu avion bi ñëwee da koy jaay day jaay avion bi moom bu nekkee président ok moom moo ko wax donc dama koy wax ne ko VAR am na man loolu laa koy fàttali rek nañ bàyyi buñ nekkagul ci nguur gi lu ñëw rek ñu critiquer lu ñëw rek ñu wax lu ñëw rek ñu nangam ndax ëllëg du añ dul reer mais lu mat a suuraale la donc loolu laa koy fàttali avion bi nag moom président ba mu koy commandé 2019 la woon crise amu fi woon te ba mu koy commandé dañ ko soxla Sénégal moo ko soxla ndax suñu avion bi benn entretien bi ñu ciy def xaalis bi ñu ci fay kenn xamul nan la léeg-léeg sax ñu luyee avion ndax avion bi moo dul mën a dem ñu luyee beneen avion fay ci ay millions yu dul jeex carène bi nga xam ne avion bi nga koy lakk dafa bari ndax avion bi dafa màgget te dinañ ci def ay entretien yu dul jeex donc nga jënd bu bees bii nii nga essayé jaay ko ndax ki nga xam ne mooy ministre bi yore wàllu finance déglu naa ko loolu la wax dinañ jaay li nga xam ne moo di avion bi dinañ fexe jaay ko wala di ko loué léegi boo ko jaayee
nga am avion bu bees boo xam ne nekkul en sécurité ñu di ko luyee Mohamed. mais boo koy dem bay jaay kay boo koy dem bay jaay li ci war di nga ko def pour jaayaat ko. kon est-ce que defoon ko gënu loolu ñu jëndaat beneen avion. boo ko defee xaalis bi nga ciy tuur lépp de susciter un peu débat parce que quelque chose. mais dugul ñas boo ci tuuree xaalis bu dul jeex ngir jënd ko boo ci tuuree xaalis bu dul jeex ngir defaraat ko da nga koy defaraat wëy di ci continuer di ci def xaalis mais boo ko defaraatee ngir jaay ko jotaat sa xaalis te am nga avion boo xam ne bu bees la boo xam ne boobu moom lim mooy gën a moins cher ci wàllu maanaam ci entretien ci kerosène bi muy lakk léegi dina amaat beneen xaalis boo xam ne Sénégal dina ko yaxanal ci wàllu woowu mën xaj na feneen te beneen bi mooy lii lu armée sàkku la tey armée bu doon sàkku jënd fetal duñ ko siwal ndax loolu ci wàllu sécurité la loo xam ne dañ koy nëbbu kenn waru ko xam ndax boo ko xamee tey beneen réew xam ne Sénégal commandé na ñaari fetal par exemple parce que on sait jamais xamoo ban réew boo xam ne parce que kenn xamatul ñoo ngi ci jàmm ak salaam mais kenn xamul ëllëg lan mooy xew est-ce que amul réew yoo xam ne ñu ngi préparé dara Sénégal on sait jamais léegi nga wax publiquement ne Sénégal day jënd ñaari fetal fekk am na réew moom wala am na ñu lay préparé ne xaaral ñu dem jënd kon juróomi fetal donc yooyu dañ koy nëbb léegi assemblée nationale amul lenn lu dul rek nangu rek donc doonu la fa demee léegi li ci am solo ba am solo mooy nañ bàyyi bu coow amee ku ci nekk di ci andi ci wax yoo xam ne du sa akulaay taala da ngay wax rek ngir bëgg a wax wala wax ngir jekkalaat sa toogaay wala wax ngir wanewaat sa bopp yooyu du loolu nañu indi ay sujet yi nañ ci indi ay wax ay xalaat yoo xam ne yow lu nga gëm la waaye du loo xam ne da nga ko andi rek ngir bëgg a wane sa existence wala loolu moom loolu moo sonal Sénégal. est-ce que jàppaloo ne Mohamed wàllu train de vie de l'État war nañ ko xoolaat parce que tey bu ñu ne président mu ngi dawal benn avion boo xam ne c'est 1 milliard di takk montre boo xam ne c'est presque 1 million dawal avion boo xam ne c'est 57 milliards et quelque part ak contexte bi ñu toll ci wàllum chômage ci wàllum crise économique ci wàllum emploi des jeunes et tout est-ce que jël ko mu xoolaat li nga xam ne moo di train de vie de l'État. président dañ koy fay di bu ko neexee dem jënd montre buy jar 700 milliards. mais dañ koy xool Mohamed ak contexte bi ñu nekk ngay encouragé président li ne mel Mohamed déglu ma wax la déglul président déglu rek président dañ koy bu ko neexee def lu ko neex loolu nga bëgg a wax ci xaalisam man maa ngi lay wax président dafay liggéey dañ koy fay déglu rek ma wax la ñaas président dañ koy fay ñaata jeunes ñoo fi toog amuñ liggéey ñaata jeunes ñoo fi toog ci fi ñuy mën a liggéey waaw ok est-ce que waroo créer des espaces yoo xam ne ndaw yi ne fu mu liggéey que ba jënd ay montre 1 million loolu dafay des ci gëm-gëmam moom liggéey bi ñu ko sant na ci liggéeyal nit ñi lu mu waree ñi amul xëy na leen wutal xëy na fexe di teg ay tëralin ay doxalin yoo xam ne askan wi daañu ci gis seen bopp ndar dajul fépp dajul suuf waaye na fexe góorgóorlu waaye dama la bëgg a wax ci wàllu yaa ma andi ci loolu ay détail la ay mi ngi takk montre bu cher rek non c'est pas détail président la République du détail Mohamed waa léegi ñes parce que boo demee à l'étranger président yi oto ñuy dawal ñes mënoo fexe ba wax loo man lu ma bëggul wax man non yow ma la wax loolu bu wax kon kay da nga may déglu je posé question man dama lay relancer rek kon ma tontu waaw allez-y waaw noonu lay demee ñes tontul noonu lay demee barke léegi loolu ay détail la takk na montre bu seer bu jër sa nangam milliard xaw ma million xaw ma nangam ak nangam mais est-ce que montre bu ñu la wan parce que man du lu lépp loo gis ci internet rek gëm ko ndax gis nga président Sall takkal la parce que dañ la wan ay montre dafa la ay montre ne lii la jëndee montre lii la jëndee nangam kooku man avion bi moom nécessité la. mais avion day fi wax chiffre lu mënul ñàkk la avion day fi wax chiffre. avion bi laa wax lu mënul ñàkk la. lu mënul ñàkk la te avion dafa cher. lu tax ñu wax avion chiffre nga gëm ko ñu wax montre gëmuloo ko c'est ça moo nekk équation man. montre moom ndax montre bi ñu la tegal ne la moom nga gis président Sall di takk dama ne la léeg-léeg ñaata chiffre lañ la jox ci internet te du dëgg c'est faux ñaata xibaar lañ la xibaar ci internet te du dëgg. parce que man doxewu ma noonu ñaas dama lay wax. mais ñaata lañ jox aussi muy dëgg. loolu laa la bëgg a wax moo tax lu tax mu nekk dëgg mooy dañ ko vérifier. dañ jël suñu temps vérifier ko duñ gër-gër rek dëpp wala tënk mbir wala wax ci dara loo xam ne leeru nu man doy du ma doxee noonu. li ma la mën a wax daal mooy même bu fekkee takk na montre bu cher mën naa la wax ne am na njëgam. ndax ñu ngi koy fay. ndax mi ngi bëgg a déglu rek am na njëgam. yow da nga jàpp ne si xaalisam la ko jëndee. mais xaw ma dama ne la. du ma maanaam tey yow su ma la gisoon nga takk montre boobu dinaa woo dig ñu ñëw audit la foo ko jëlee ndax liggéeyoo fi lu la may loolu mais président Sall bu ko takkee sa xel mën naa rafet nga ne am na ko sa xel it bu la neexee nga ñaaw njort ne est-ce que tubbeewu ko ci xaalisu réew mi waaye ba tey moom mën naa justifier fan la ko jëndee waaye yow boo ko takkoon yow mii di ñes wala man
askan wi duñ ko gaaw gëm ndax gisuñu ma liggéey ko fi. dañuy taxaw rek ci wàllum emploi des jeunes peut-être tout à l'heure suñ ko waxee dafay ñuru un peu de contractoire. Pourquoi je parle de contractoire mooy nee na dina recruter lu toll ci 65 000 jeunes yoo xam ne ci wàllum liggéey lay doon ci wàllum pavage ci wàllum enseignants yi également dina recruter lu toll ci 5 000 enseignants ci préscolaire ci élémentaire et partout d'ailleurs est-ce que jàpp nga ne Mouhamed cet recrutement là dinañ ko jaarale ci li nga xam ne moo di yoon parce que gis nañ fi lu mel ni DER gis nañ fi lu mel ni FONGIP gis nañ fi lu mel ni 3FPT et d'autres occupations yoo xam ne dañ ko tegaloon pour ndaw ñi. voilà loolu tamit lu mat a taxaw seetlu la aussi ndax yàgg na li nga ko waxee DER ak yeneen yu bari taxaw nañ fi ngir rek fexe ba xeex li nga xam ne moo di emploi des jeunes ndax dafa yàgg depuis 1960 mbir mu yàgg la te amul benn président bu mën a ñëw jeexal ko moom emploi des jeunes wax lu sa àq rek léegi lu ci ñoom président yi li ñuy rawantee ci mbir mi mooy wala ni ñuy rawantee ci xeex bi mooy xeex bi nan lañ ko tegee ak li nga xam ne mooy di amul parti amul ku bokkul ci man maanaam tey di président bi bëgg a xeex loolu mënul dakkal problème mu emploi des jeunes chômage amul benn président bu ko mën a indi fi day wéy di am ba àdduna di tukki mais mën na ko wàññi fa laa ñëw nii dama ne la mënul wàññi ba tey dañu dama ne la mënul dañ ci àdduna léegi nag problème bi mooy benn problème bi nga xam ne Abdoulaye Wade mi fi nekkoon am na ko Macky Sall président Sall am na ko ak ña ko fi jiitu woon am nañ ko mooy dañuy jiital li nga xam ne mooy wàllu parti ñi bokk ci man ak ñu bokkul ci man loolu boo koy def ak di jox di teg kuréel yoo xam ne ñoo ko war a def te kuréel ñooñu sax ña leen jiite jubuñu problème boobu ngay am su ko defee nag problème bi benn du wàññiku day gën a yokk te ñuy dégg ne def nañ ci ay milliards te ñi nga xam ne ñooy sonn di souffrir ci wàllu ñàkk xëy di dégg milliards yooyu di gën a sonn loolu mooy tax problème bi du mos a am benn saafara léegi nag pour loolu am saafara nga wàññeeku gi ngay wax noonu moo mën a am bu ñu tegee kuréel yooyu day doon kuréel yoo xam ne dafay indépendant duñ xam sax ci APR la bokk duñ mën a xàmmee sax ku bokk APR ku bokkul APR ñoom li ñu mën a xam rek mooy lii ak lii mooy li nga xam ne mooy farata gi ñii lañ war a jàppale nii lañ ko war a doxalee te fexe doxalee ko noonu woo ci ñëpp ñoo xam ne gis nañ ne mën nañ ci indi seen touche ba nga xam ne indi seen expertise bañ gis ne li nga xam ne moo di problème mu emploi des jeunes dina wàññeeku donte ko sax mënul jeex bu boobaa buñ ko gisee même sax bu fekkee am na ñeneen ñuy ñaxtu wàllu ñàkk xëy opposition bi lu mu ñàkk ànd ak nguur gi dina toog ne nguur gi de def na cëram mais opposition bi wàllu emploi des jeunes dañ ci war a def xeex mais opposition bi pourquoi ñoom dañuy xaar ba nekk pouvoir boo leen joxul nguur duñ def dara. benn njariñ parce que l'état a le monopole l'état moo gère lépp Mohamed. ñoom laa wax. dañuy wax aussi wax lañ ci mën mais mënuñ concrètement def leen. war nañ koo mën a def nag. kon mën nañoo financer. askan wi mën nañoo créer ay emploi mën nañ ko. du wax rek opposition. est-ce que état bi na la jox yenn possibilité en tant que opposition ngay créer di def ay yenn emploi yi. bañaa jox. ñaata projet la fi état bi kale. projet yooyu xam nga gis nga ma wax la projet bu fi état mënti kale. xam nga opposition yi léeg-léeg da nga leen di gis ñoom toujours dañuy bëgg a jaxase état bi ak population bi. moo tax état bi it des fois day tombé ci piège yu opposition bi. toujours day tombé ci piège yu opposition bi léeg-léeg dañu war di nànd opposition bi. opposition bi man li ma la xamal daal mooy ñoom it ci xeex bi ci lañ bokk du wax rek xeex bi du wax rek naan interprété na état fàttaliku di ko fàttali chiffres yi. ay 2018 ba tey nangam taux de nangam bi te déedéet ci nga bokkal ci xeex bi. li ngay def am na solo di ko fàttali bu fekkee fàtte na wala day fàttelu am na solo mais it am loo ci def. faaw nga def ci def ndax gis nga nit maanaam li ñuy wax ne kii loolu la wolof di wax. kii raam di la boot su amee taxi yóbbaale la kon pour wax la rek ni boo nekkee opposition di jéem a créer ay emploi di jéem a fexe nooy bokkee ci luy suqali réew mi donc xel manees naa dal ne kii de ba mu amalagulee la tàmbalee di def kon bu amee est-ce que du gën a def waaye amagoo topp wax rek jéemoo xool dara nooy def donc loolu dañuy sonal à un moment donné da ngay dem ba askan wi dañuy sonn ci yow frustré ne léegi lu ñu am sax baax na.
di leen di rappeler que yéen a seen émission Weekend Plus nekk la seule émission bu leen di permettre ñuy décortiquer lépp li nga xam ne ci wàllum actualité la muy xewee fii ci Yoff TV tous les samedis 10h jëmale li nga xam ne moo di 12h lépp li nga xam ne actualité la xew ci semaine bi dinañu ko indi fii ci samedi pour di ko waxtaanee li ñuy def nag c'est ci analyse personnelle la ça nous intéresse ñu gis-gis la ni ku nekk également am na nu mu ko gisee peut-être loolu ni ku nekk également dañ ko koy respecter mais Mohamed dañu jàll ci benn actualité boo xam ne la tournée certainement tey la kii di le président de la République war a am li nga xam ne moo di tournée économique war a commencé foofu noonu ci Ndoukoumane ñu naan ko Kaffrine mu war fa inaugurer benn hôpital boo xam ne nee nañ pareegul est-ce que ci tournée bi à chaque fois également ñu gis ne bu élection jegesee gis nañ le président de la République wax tournée économique yow te tournée bi da nga jàpp ne tournée économique la wala tournée économique politique. waaw tournée économique moom yàgg na fi depuis président Senghor. daan def tournée économique. tournée économique la président Sall joxe. jàpp naa ni tournée économie la. waaye tournée économie Sénégal moo bindoo noo xam ne. tournée économique ak tournée bu mu mënul doon. faaw ñu rax ci politique. Sénégal moo bindoo noonu. ba ci kër yi suñuy waxtaan dañ ciy rax politique Sénégal moo tëddee noonu. politique moo dañu dafa daa mel ni dañ noo mooñaale ak politique. léegi nag tournée bi muy def noonu war a dem inaugurer dañ koy féliciter ndax dina inaugurer ay raglu maanaam ay hôpital fu ci mel ni Tamba. Medina Gounass Kédougou Kaffrine dina fa inaugurer ay yoon yoo xam ne budget bi àggoon na ci juróom fukki tam ñareet maanaam juróom fukki milliards loolu xaalis la te it développement la Kaffrine googu soxla woon nañu yoon jaar naa Kaffrine jaar naa fa gis naa ni yoon bi mel donc boo fa jaaraatee tey surtout ci route nationale bi nga gis ne amul ay yoon bi dafa am ay pax ay yu kenn xamul boo fay jaar oto yi dafa mooy loolu donc bu ñu demee ba defaral leen yoon boobu tamit et que da ngay saluer liggéey bi féliciter ko am na ñu lay wax ne doo ko féliciter ndax sa xaalis réew loo ko defee mais su ko neexoon bu ko deful woon nag donc dénk nga ko dëgg la waaye def na ci lu ko war tey jii boo dénkee ni sa xaalis mu teeloo ko ba nga soxlawaat ko mu delloo la ko donc tu es obligé pour nga waxoon ni ko félicitation donte ko sax lu nga ko dénkoon la dulum la may sax waaye félicitation donc loolu lañ koy féliciter raglu yi nga xam ne dina ko ubbi fi nga xam ne mooy Tambacounda di ay hôpital ay Kédougou ay yooyu mais ñooyu dañ daan sonn ci bu ñuy ci wàllu rawale maanaam bu ñu war a jigéen ñu wérul ñi bu ñu war a dem pour ñu rawale leen dañuy sonn ci saret lañ leen di teg di leen jàngee yooyu yëpp day métti léeg-léeg sax ci kaw saret yi la ñuy daal di la ñu muccee donc foofu boo fa yóbbee hôpital boo xam ne tey jii bu ñu doon dox lu mat fukki kilomètre nga andi leen ko loo xam ne dañuy dox sax même pas loo xam ne seen biir dëkk la nekk loolu tamit développement la wàññil nga leen benn problème boo xam ne moo ëpp solo sax parce que li ëpp solo ci àdduna mooy santé mais est-ce que jàppoo ne loolu dina saafara seeni ay jafe-jafe bokk na ci de santé moom ku la andil loo xam ne dina saafara sa santé andil na la lu gën a rëy ci àdduna parce que gis nañ hôpital bu mel ni Magatte Lô Linguère ay liir ñàkk fa bakkan pourquoi non assistance dañ leen dugal foo xam ne après dafa tàkk yéni mel ba tey justice defuñu ko ci loolu di inaugurer également ay bërëb yoo xam ne pareegul moo amee yàkkamti boobu précipitation mo lan moo ko war a mën a indil en tant que président bërëb yi dafa yi muy inauguré daa parewul ndax daf daa pare war a pareegul hôpital bi bu Kaffrine bi léegi naa pareegul lu mu pareegul lu ñu ci inauguré da nga dégg ne pareegul wala yow daf la leer ne pareegul donc li ma la mën a wax mooy président Sall defar na fa hôpital yoo xam ne ña fa dëkk ñoo ngi doon sàkku ci moom mu defaral leen ko defaral na leen ko ña fa dëkk ñoo ngi doon sàkku ñu defaral leen seen yoon defar nañ seen yoon donc ka fa dëkk ko fa dëkkul man tey ji jaar naa Kaffrine te dëkkuma fa jaar naa fa donc ci yoon bu metti bi ma jaar noonu tey jii bu ma fay jaaraat leen naa ne xam naa yoon bi dina nooy doon rek amatuñu oto boobu oto bi ngay yéeg dina nooy donc loolu développement la da nga ciy kontaan. mais dañ koy fal pour mu defal ñu ay tali aussi. fal nañ fi nit defu fi dara. donc buñ sukkandiku ci rek ne dañ ko fal defal nañu. non fii moom ku ci fal def na Mohamed nag. fii moom ku ci fal ku nekk defar na defuñu ko président bu fi fal bu nekk defar na. man ñes du ma non si. waaw ok loolu si. d'accord waaye daal ku mënti def félicité ko am reconnaissance loolu daal mooy li am mënoon na koo def feneen du mujj critique la ñuy def rek ay duñ ko voté laa duñ ko nangam loolu kese waaye kenn moom dem fekk ko fa mu toog jël ko ne ko léegi wàccal lu dul rek xaar ba élection yi jot ñu votel ko wala mu gañe mu ñàkk gañe wala mu jeexal dem ñibbi fii la inauguré terre bi ba léegi terre baa ngi noonu taxaw yeneen fay gis yeneen ak yeneen est-ce que jàpp nga ne Mohamed tout à l'heure yaa ngi koy wax ne certainement tournée économique la dañ ko koy assaltel mais politique bi jàpp woon ak 95% moo ci ëpp doole opposition bi ci bind yëpp dañuy politique ñoom it di politique moom du jeex Sénégal opposition bi ci bind di critiquer dañuy politique waaw dañuy politique kese
Sénégal moo bindoo noonu donc nag léegi askan wi kay moo warul doonati cuuney kenn muy opposition bi muy pouvoir ñoo waratul doon cuuney kenn dañuy fexe di ràññile di ràññetle di xàmme lan ak lu dul lan man di xàmme fekk moom xamuñ lool toujours ñu nax ñu état bi nax ñu ci di inaugurer ay projet yu yeggagul opposition bi di ñu nax di def ay critiques yu mu gëmul léegi xam naa peut-être fi may nekk suñu dernier ponk tey ci Week-end Plus nekk démb dégg nañ Maître El Hadji Diouf nekk avocat Adji Sarr daal di génn ne dina yóbbu kii di Ousmane Sonko ak Guy Marius Sagna foofu noonu ci CPI parce que képp nga xam ne ñàkk na ci bakkan ñoom ñooy responsable yi te nag nga ñu jàngatee sortie bi nga xam ne Maître El Hadji Diouf def na ko. waaw sortie bi génn na comme ni mu koy defee ndax avocat moom da ngay topp ba mu sës. avocat la boo xam ne da doon layool client am ci benn. xew-xew bi nag ba tey verdict bi xamuñ ko comme li Youssou Ndour wayoon rek lamb ji fi amoon daaw verdict bi la ñu xaar ba tey verdict bi xamaguñ ko ndax verdict defe naa mënul am sans procès faaw procès am verdict mën a ñëw procès bi lan moo ko gàllankoor lan moo tax procès bi amagul ndax ñëpp ngi xaar verdict ndax nag loolu ëpp naa neenal ëpp naa ñàkk def procès moom ëpp naa ñàkk am procès dafa war a am ala kulli aal ndaxte li fi dee dafa bari li fi gaañu dafa bari li fi yàqu dafa bari victimisation yi dañu bari na ñoo xam ne seen yoon nekku ci toj nañ seen kër taal nañ seen alal gaañ nañ leen rey nañ leen donc loolu moom dafa war a am dégg nag Maître El Hadji Diouf avocat la li muy wax waxuma dëgg la waxuma du dëgg te ba muy wax teg na ay kayitam mi ngi wax di xool ci ay kayitam mi ngi wax di indi ay firnde. mais terme bi utilisé c'est ëppul et quand tu parles de criminel quand tu parles de ay rebelle dans un pays boo xam ne y a la paix et tout est-ce que rëyul Mohamed. waaw rëy na kay waaye dafa mbir contexte moo mel noonu ñoom ñi ko séqoon ñëpp seen wax moo rëy ministre bi nga xam ne moo yor wàllu kaaraange ba muy wax ji dafa rëy président Sonko ba muy njëkk a wax ji dafa rëy El Hadji Diouf ba muy wax ji dafa rëy dafa ëpp. est-ce que tuuma bi rëy aussi moo tax. est-ce que tuuma bi moo rëy. loolu laa lay wax ni waaw tuuma bi lu mu rëy du la tee ñàkk ànd ak yar booy défendre tamit ki ngay défendre loo ci xam-xam lu la leer du tee nga ñàkk ànd ak yar gi mooy président Sall Ousmane Sonko wala ki nga xam ne mooy Maître El Hadji Diouf amaana xalif général mi ngi koy topp ndax mbir mi dafa dem ba yitteel président xalif bi ndax xalif bi dafa ci dugal loxoom ndax xalif bi tey dafa bëgg a indi dafa bëgg a gis benn saafara boo xam ne dafay doon saafara bu interne boo xam ne problème bi dootul amati. benn apaisement. waaw boo xam ne dañ amatul sax maanaam du ñëwaat ay deuxième vague ak troisième vague yu kenn xamul du fi amati donc kon El Hadji Diouf buy wax ak askan wi benn na leen jox cër yenn mooy mu koy xaw a xool ni mu koy utiliser waaye du moom rek fii dañ gis ne politiciens yeeg ñu ci bari bu ñuy wax nu la neex la ñu utiliser seen kàddu yi yu la neex lañu jëf mais nag du ma leen blâmer ñu ci bari jànguñ communication xamuñu dara ci communication xamuñu ñu war a waxee donc ku xamul communication nu ko neex lay communiquer léegi Maître El Hadji Diouf am na droit yóbbu Guy Marius Sagna wala Ousmane Sonko foofu am na droit yóbbu leen fa léegi kay lu mu amul droit kay mooy yóbbu naa leen fa force ñu tëj leen déedéet ay firnde lay yóbbu ay firnde lañ koy laaj mu joxe ay firnde léegi la ca war fa nga ko yóbbu ñu def ca la ca war Ousmane Sonko yi am na droit mooy ànd ak ay avocat am défendre boppam indi ay firnde léegi li ci war nag mooy xam nañ ko ndax foofu du ëttu attekaay bu ndaw te foofu ay cuune nekkuñu fa ay cuune yoo xam ne ñu faral ma Samba wala ma Demba foofu ña fa nekk ñëpp xam nañ liggéey bu ñu ci def di nuyu sax ki nga xam ne saa Gambien boobu Fatou Ben Soudan ñëpp xam nañ liggéey bu am solo bi mu def président Sall takkal ko fi raaya ñoo ngi koy félicité ci loolu donc di la wax ne la kooku du cuune donc loo koy yóbbul na doon lu leer su dul loolu mbir mi ci yow lay këppaat. est-ce qu'on peut dire que Mohamed dañu nekk ci benn bataille de communication quand je parle de bataille de communication dégg naa opposition bi nañ def mémorandum dégg naa état bi également par le député Djibril War daal di génn également ne moom dinañ def référendum comité parlementaire foofu noonu à l'Assemblée nationale est-ce que nekkuñu ci bataille de communication actuellement. waaw ndax léegi mbir mi. ba tey si benn problème bu xewoon ba tey jii ku nekk da koy bëgg a jiiñ sa morom problème bi amoon moom la ku nekk bëgg a jël rek jox ko kenn askan tilimal parce que élection lañ jëm. lépp nag boo ko jàngatee politique la rek. élection locale yi ñu jëm nii ku ci nekkee nga bëgg a tilimal sa morom. ba nga xam ne askan wi dootuñu am ci yow yaakaar bu ñu demee mën laa daan ci géewu politique bi donc loolu kese la moo tax li ngay dégg nii yëpp loolu la kii Sëñ Xaadim muy ci opposition bi muy ci pouvoir bi ñoom ñëpp lii lañ bëgg mooy tilimal kenn rek ndax boo xoolee ba président Ousmane Sonko demee woon Touba ci ku tedd kooku xalif général bu Mouride Sëñ Mountakha Mbacké
sëñ Mountakha Mbacké dafa am lu mu ko fa wax ji dafa koy fàttali rek ni ci àdduna bi amul lu jar bakkan te ku rotal bakkan ka ko def ak ka ko sant yéen a bokk pay gi mooy safara rek. am ñu jël wax ji ne Sonko la ñuy waxal am ñu jël wax ji ne Macky Sall président Sall la ñuy wax mais xalifa bi waxulul Sonko waxulul ñëpp lay waxal moom ñëpp la wax donc pour wax la rek ni ku ci nekk mu ngi bëgg taqal moromam wala jël mbir tuuma yi fi xewoon ne kii mooy responsable. ñu gis Ousmane Sonko mu demoon Bignona dem Ziguinchor dal di fa am malaise yow naka nga ñu peut-être xayma rek. noppalu toog noppalu dal bàyyi dox bu bari bi toog noppalu dal bàyyi fu ne mu dugg fu ne mu dem. si jàppaloo ne tàngoor bi rek la. tàngoor boobu lu tax mu du moom rek moo fa demoon wala moom daa wérul du moom rek a fa nekkoon jigéen mi ngi taxawoon ci wetam Aïda Mbodj moo nekkoon foofu keneen mi ngi woon ci wetam ñooñu ndax tàngoor jotul wala moom daa am benn jàngoro boo xam ne bu tàngoor bi bu méttee day daanu donc li ci mën a am mooy na noppalu toog tuuti ndax dafa sonnoon dañ ko yóbboon ci kaso gi dañ xam lan la fa daj garda fii lañ ko presque 4 jours def na ko fa dañ xam lan lañ ko fa def ba mu génnee dafa enseigné fu ne mu dugg ñu félicité ko ci loolu ndax tamit nit da ngay am reconnaissance ndax gis nañu ko askan wi taxawee dem na fu nekk waaye nag nga noppalu ba tey noppalul fu ne lay dugg donc yooyu moo ko andi malaise bi mu def nii yëpp loolu la coono gu bari la mu dem foofu noonu tàngoor bi mënu ko résister parce que sonn na yaram dafa laaj noppalu Mohamed Mbaye maa ngi laa gërëm bu baax di am contentement ak plaisir di partager plateau bi parce que ça fait un mois et quelques ñëwuñ fi la ci Yoff TV mais c'est toujours un plaisir suma jàkkaarloo yow dama lay bàyyi rek nga daal di joxe le dernier mot gërëm également mbokku internet yi nga xam ne saa su nekk dañu safoo saa su nekk également dañu bàyyi xel fi la ci Yoff TV. waaw dernier mot moom du ma ko joxe ndax damay waaw sa kàddu gu mujj kon sa kàddu gu mujj yow da nga xaw a wolofee. waaw léegi dama lay gërëm bu baax. jërëjëf. namoon naa lool ndax émission bi nii lay doxee. jërëjëf sama xalaat lay waxee. et que noonu mooy émission bi. di fàttali mbokk yi ñu doon suivre di leen ne bu ñu fi waxee loo xam ne ëpp na. wala loo xam ne àndoo leen ci suñu xalaat la waaye noo ngi tuub ndax wax dafa metti bu fi amee lenn lu fi xaw a jub rek ndimbalu suñu borom la. xamuñu mënuñu dañuy jàng. waaye toujours bu ñuy wax dañ koy teg ci ay fait yoo xam ne am na. andi ci suñu ay waxta suñu xalaat. daf ci suñu jàngat. comme ni ko ñëpp di defee yow mi toog sa kër ni nga koy defee ak keneen donc noonu lay demee et donc di la remercier bu baax jërëjëf di remercier ñëpp ñoo xam ne ñoo ngi doon ñu suivre waaye balaa may jeexal tey dama am koo xam ne sama jarbaat la man gëmuma ne sama doom xaw ma mbégte doom nag xamaguma ko waaye gëmuma ni sama doom man bi ma jural sama bopp dinaa ko gën a bëgg sama jarbaat ndax sama jarbaat moo ma gën a lu ma mënti am ci àdduna soo ko tooñee man tooñ nga ma ak koo mënti doon boo ko tooñee mere naa la et que tey la am li nga xam ne moo di 7 ans macha allah maa ngi koy ñaanal mu gën a yàgg man li ma koy ñaanal rek mu yàgg ba mu xam ne man bëgg naa ko te lenn laa ko mën a amal ci àdduna mooy tuddee ko rek doom incha allah di ko souhaiter nag happy birthday ak ñëpp ñoo xam ne gis naa vidéo yi gis naa statut yëpp di gërëm ñëpp laa gërëm ak ñu ci taxaw ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen gërëm ñoom ñu ko dugal statut ñëpp Mouhamed Mbaye Garmi kontaan na ci yéen jaarale ko ci Insa sama jarbaat bi nga xam ne moom macha allah sama xarit la moom dañuy waxtaan ci lu bari barki Serigne Touba dañuy waxtaan ci lu bari Insa moom xam na man xam des fois ñu jàppee ma dama dof parce que xale la mais damay dem di waxtaan ak moom mbiru àdduna billaahi pour cofeel gi ma am ci moom rek donc waaw yàlla na ko yàlla defal jàmm mu gën a yàgg gën a wër ci barki Serigne Touba tey ko la solal koy gërëm maa solo sama bopp maa di gërëm xanaa Solotina Couture moo ma ñawal Moustapha Touré macha allah moo ma ñawal mais xanaa bi après Mohamed naa ci am nag moo jaar fii di ko remercier bu baax boo bëggee lu rafet demal Solotina Couture kooku daal moo fi jaar jaajëf jërëjëf Mouhamed Mbaye Garmi jërëjëf également mbokku internet yi nga xam ne saa su nekk dañu bàyyi xel mbokku téléspectateurs également yi nga xam ne saa su nekk dañu safoo jot nañu message jot nañu appel on est très 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 content et puis on est très fier ci bàyyi xel bi nga xam ne yéen a ñu bàyyi xel ñu ngi félicité DG également di ko siyaas di ko nuyu bu baax a baax ci confiance bi nga xam ne daal di dañu ko jox di nuyu également ku mel ni Alassane moom moo nekk ci côté technique bi di nuyu mbokk internet yi nga xam ne fépp fi ñu mën a nekk rek c'est toujours un plaisir ñuy ànd ak ñoom tous les samedis ci Weekend Plus nekk la seule émission bu leen di permettre ñuy décortiquer lépp li nga xam ne ci wàllum actualité lay doon lu gën a fës ci semaine bi ñu indi ko ci Weekend Plus di leen ko baaxee peut-être rek ci ñu ci bàyyee ko sama ñaari booyee di deux jumeaux yi dinañu fi ñëw teew ci ambiance donc def show parce que on est samedi ku wax samedi également wax ne jour la boo xam ne xam nga
gars dañuy relax ku nekk ngi toog sa gaale donc day soxla ñu def loolu ak ñoom également ñu ngi préparé benn événement incha allah xam naa dinañu ci ànd ak yow mu nekk affaire bu chic bu choc donc ñu ngi woo mbokk Yoff TV yëpp que incha allah ñu ñëw fekk leen ci seen événement boobu noonu à tout de suite rendez-vous est pris semaine prochaine jàmm ak jàmm yéen ñu la sàmm ba samedi jàmm ci beneen émission Weekend Plus jërëjëf Alassane